dal leen ak jàmm ci seen émission Access Media asalaamualeykum mbokk yi ñuy seetaan ñoo ngi leen di nuyu ñoo ngi leen di béggee amaan mbégte mu yaatu ci dellu siwaat ak yéen ci seen émission Access Media émission bu mag bi émission bi waxtaanee lépp loo xam ne ay actualité la di ko jëlee ci média yi niñ ko baaxoo waxee amaan mbégte lool ci dellu siwaat ci ak yéen sant leen gërëm leen jaajëfal leen bu baax a baax bég ci ñi ñuy topp ci biir réew mi nekk noonu bitim réew ñi ñuy bàyyi xel ci internet bi ñoo ngi leen di nuyu ñiy yóbbante ay nooy it mi ngi egsi ñiy jàpp ci émission bi ba mu jagit ñoo ngi leen di jaajëfal jiital ci suñu partenaire bi di Kids Place ndokkeel leen bu baax a baax ci ànd gi jaajëfal leen bu baax a baax waaye beralaat cant ak ngërëm sama gaay yi sama chroniqueurs yi papa Koureufa sama chroniqueurs yu ñaawut yi àndalaayit Seynabou Khoudia delluwaat itam dalal suñu gan deuxième partie émission bi ci la ñu ñëw ak moom waxtaan ci lu gën a yaatu niñ ko baaxoo defee daal di fas yéene dugg ci biir waxtaan wi ah waaw lool yéen moom da ngeen a ñaaw xam nga mais ñu ñaawul ñu léegi c'est-à-dire même yéen bu ngeen rafetee tudd seen taar neexuma dafa am ñu ko war a tudd daal xëy na bu xujja toogoon fii danaan sama caam ñu rafet yi waaye man seenu taar sama yoon nekku ci ah xujja noo def maa ngi gis sëñ Mbacke ñoo ngi ça va naka suba si ça va ñu ngi nii sant yàlla wala ngoon gi waaw ngoon si de waaw nga xam ne ñogonal yaa ngi tege waaw di nuyu nag képp ku ñu seetaan nga xam ne heure bi yaa ngi ñogandiku di la wax rek nga kar émission bi début ba fin donc maa ngi leen nuyu sëñ Mbacke di nuyu tamit ñi ma bokkal plateau bi la famille Access Media di dalal suñu gan bu baax di beral loxo nag benn téléspectateur si téléspectateur yi muy Jean Médina nga xam ne mi ngi Colobane Khoudia mi ngi lay nuyu bu baax voilà di nuyu nag képp ku ñu seetaan si biir réew mi ak ci bitim réew ku Jean Médina del yem ci émission yi neex na ak Khoudia waa góor foofu ah foofu rek doy naa yem Seynabou nuyu naa la Mbacke si la ñoo ngi lay fay mbaa yaa ngi ci jàmm bu baax ni nga def nii waaw shukran nuyu naa la di nuyu ñi ma bokkal plateau bi yëpp c'est toujours un plaisir ñëwaat ci table bi di nuyu suñu gan bu baax di ko dalal ci plateau bi di nuyu tamit mbokk téléspectateurs yi bu baax a baax ñu ngi lay fay di la béggee bu baax a baax Mbow Seynab Koureufa waaw Mbacke maa ngi lay nuyu ñoo ngi lay fay di nuyu ñu ma bokkal plateau bi Koureufa mu ñaawut mi xam nga ne yow sax gëmoo loolu man maa ko gëm nag bon yow man xam nga man maa ko gëm nag sama nijaay boo gosee wala booy del waxtaan ak say doon bàjjen man in town laa ñu lay wax yaay man in town laa de seetu bi da lay nax de d'accord ba tey di nuyu suñu téléspectateurs yi di leen baal wax ci wax ji yenn saa yi ñu wax loo xam nit mi ngi toog biir kanam gën ñu ko xam wala yenn saa yi ñu wax dara mu dëng vraiment ñu ngi leen ci baalu àq daal di wax suñu gan bi welcome ci plateau bi ba pare di nuyu sama gars yi waa market man yi waa Colobane yëpp maa ngi leen di nuyu et je salue tous les marchands ambulants wala nekk door waar rek quoi noonu baax na jërëjëf Koureufa Papa waaw shukran alamir comme d'habitude merci comme d'habitude waaw welcome back to another Access Media Talk Show live on RTS 1 di nuyu toute la famille Access Media ñu ne ci table teranga ak ñu ne ci kër yi ci bureau yeeg ci oto yeeg voilà waree ba ndax famille bi dañoo xaw a yaatu di leen yëgal nag naa leen 23 mars album Ninki Nank day génn ah bon waaw pare na kon kay loolu moom 23 mars waaw ba pare nit ñi xam nañ 23 mars lañu séq ak moom waaw kon jeex na nag kon naka yu dugg daal jarul wax waaw di ziar ñëpp léegi ku ci bëgg am information rek demal sur www.ninkinank.com ak ça jërëjëf borom tamit suñu artiste bu baax a baax am na di jaar Ninki Nank merci ànd laayit waaw Mbacke si la maa lay nuyu di nuyu sama naataangoo yi ma bokkal waxtaan bi di nuyu fépp fu nit nekk ci àdduna tey safoo Access Media moo xam ngay téléspectateur wala ngay auditeur ñu ngi lay nuyu ñu ngi bàyyi xel ci yow tey ñu ngi topp conseil yi ñu ngi nangu ñaani aussi di nuyu tamit kilifa diine yi ak kilifa aada yi di leen ndokkeel di dalal suñu gan di ko wax bienvenue sur le plateau d'Access Media te fàttewuma tamit ñi nga xamante ne ñoom ñoo may solal muy waa Chérifa Shop ña ngay sopp waaw ña ngay sopp sopp nañ trop jërëjëf ànd laayit ci nuyoo yu am solo yooyu am di Rijal Rijal ñoo ngi lay nuyu asalaamaaleykum maa ngi fay ñëpp di jiital nuyoo bi ci borom kër gi nga xamante ni moo jiite kër gi ak ñi nga xamante ne ñëpp ñoo fi nekk di membre ci liggéey ci kër gi di RTS di kër gu mag gi macha allah di télé ñëpp voilà c'est un plaisir tey ma ñëw ci émission bi nga xam ne mooy Access Media pour ñëw ñu yaatal ci ay affaires yu bari di nuyu sama waa label bi nga xam ne faray enregistré muy waa Rock Team Music di leen béggee bu baax voilà di ziar sama waajur xam nga ñi nga xamante ne ak sama famille yi nga xamante ne ñoom ñoo ma poussé may ma courage ma agsi fii tey ma agsi ak sama fans club Amdy Rijal family maa leen di ziar ñoom ñëpp waaw macha allah noonu baax na Amdy dana ñëw ak yow bu baax a baax ci biir waxtaan wi waaye ci deuxième partie bi ci la ñuy waxtaan nag ak dëgg-dëgg yi Amdy
moom nga xam ne nee na mooy Rijal ñuy waxtaan ak moom ci lan la jàmbaare ak yooyu nga xam ne mi ngi koy junj ci biir waxtaan bi yëpp waaye bala ñoo gën a sori ci loolu dañuy daal di dem fële ca Seneweb ñoom dañoo indi benn article bu am solo boo xamante ne mi ngi jëm ci xeetu tabax yi ak ni nga xam ne noonu la ñuy tabaxee ak yi nga xam ne moo ci aju maanaam daal ci wàllu construction dafa mel ne dañuy seetlu ne léeg-léeg ñu ne nit ñi dañuy tabax waaye duñ sàmmonte ak yi nga xamante ne moo war a daje yëpp ci wàllu tabax yañ ca war a def waaye itam këyit yi nga xam ne moo ci war a jaadu bis bu set nga déggoon fi ca ginnaaw ñuy wax ne bâtiment sàngam daanu na bâtiment sàngam ni ñu ko tabaxee baaxut loolu tax na ministre bi nga xam ne mooy Abdou Karim Fofana amal ci ab opération boo xamante ne daal war nañ di yollungal di bett ñi nga xamante ne nii dañuy naal ay tabax wala yu ci jublu di xool ba xam matale nañ sart yi nga xam ne moo ci aju wala déet àndalaay. waaw jërëjëf Mbacke Sylla comme ni nga ko développé rek bu ñu xoolee Sénégal dañuy gis ne tabax yu si bëri peut-être anam yi ñu ko waroon tabaxee dafa jaarul yoon donc loolu moo waral article Seneweb bi di waxtaanee li nga xamante ne moom mooy code de la construction ki nga xamante ne moom nga tudd muy Abdou Karim Fofana amal benn opération boo xamante ne li ñuy wëyal mooy nit ñi respecté normes yi nga xamante ne moom la ñuy tabaxee muy maanaam code de la construction donc bu ñu xoolee am na ay tabaxkat yu bëri yoo xamante ne ñoom dañuy teg tànk wala dañuy dëgg seen tànk ci li nga xamante ne moom la ñu ne noonu la ñu war a tabaxee te ginnaaw bi président de la république defee ay avertissement ak ay rappel ci ni nga xamante ne noonu la ñu war a tabaxee ki nga xamante ne moom mooy ministère de l'urbanisme du logement et de l'hygiène publique dafa daal di amal ay contrôle maanaam wàcc ci chantier yi pour xool naka la ñuy tabaxee voilà ak ni ñu war a tabaxee parce que bu ñu xoolee Sénégal dañuy gis ne la plupart du temps dañuy violer li nga xamante ne moom mooy code de l'urbanisme ak code de la construction donc ci ginnaaw loolu noonu am na ay scandale yoo xamante ne boo tudd di nga bàyyi beneen ndax Sénégal boobu ba léegi gis nañ parfois da ngay jékki-jékki ñu ne dal sangam màbb na te parfois da ngay gis sax ñoo xamante ne dañ siy ñàkk seen bakken te loolu noonu yëpp li koy waral mooy peut-être que tabax bi en amont dafa jaarul woon yoon loolu moo waral que parfois da ngay gis sax bâtiment bu ñu tabax ba pare wala balaa muy pare nga gis mu daal di wadd donc loolu noonu yëpp dafa am lu nekk ci ginnaaw donc las tamit dañoo xamle ne waa inspection générale des bâtiments dañu amal benn série wu contrôle boo xamante ne dañuy dem si chantier yu si mel ni yi nekk si corniche ouest Dakar bi pour xool naka lañ fay tabaxee donc ci ginnaaw loolu tamit dafa am bâtiment yu bëri yoo xamante ne ginnaaw bañ ko inspecté bañ ko vérifié dañuy xool ba xam ndax am na panneau de chantier bu fa nekk maanaam information yi ñuy soxla lu ci mel ni ndax document yi nga xamante ne moom moo nekk si site bi ba xam ndax yemb na ak li nga xamante ne moom mooy plan lu ci mel ni plan béton armé ak li nga xamante ne moom mooy contrat bi waa bureau contrôle technique taxawal ak sax li nga xamante ne moom mooy assurance tout risque parce que bu ñu xoolee béton bi nga xamante ne moom la ñuy utiliser sax dafa am dosage bu si war a am maanaam li ngay xayma béton bi ngay xayma suuf bi ngay xayma ndox bi ak sax li nga xamante ne moom mooy suuf bi donc loolu noonu yëpp dafa war a jaar yoon ak coulée bi ngay coulée li nga xamante ne moom mooy béton bi donc bu fekkee nag ne consulté wuñu ki nga xamante ne moom la xam-xamam màcc si wàllum tabax donc nu la neex nga koy xayma wee te loolu dafay indi ay loraange dafay indi ay njeexital te bu ñu xoolee depuis 2009 am na ay dispositions yu bëri yoo xamante ne dañ koo teg pour que normes yi nga xamante ne moom la ñuy tabaxee mu daal di jaar yoon mais est-ce que boobu léegi am na suivi parce que parfois da ngay gis koo xamante ne day tabax mën na bañ a génnee xaalis bu bëri comme mu nay du génnee xaalis bi war wala ki nga xamante ne moom la dénk tabax bi di xalaat parfois bu jëndee maanaam muy jënd quantité yu tuuti pour li si des mu daal di koy denc donc est-ce que suivi am na te bu ñu xoolee code de la construction dañoo xamal ñi nga xamante ne ñoom ñooy tabaxkat yi yoon bi ñu war a tabaxee lu si mel ni war nañ am benn panneau de chantier boo xamante ne ci biir dinañ ci fekk référence ou autorisation parce que balaa ngay tabax da ngay demander autorisation te bu ñu xoolee Sénégal ñu si bëri parfois duñ ko teg si yoon parce que dañuy dem bu ñu déposer autorisation bi balaa autorisation bi di génn fekk na ñoom commencé nañ tabax loolu moo waral ñu am benn taux élevé si ay chantier yoo xamante ne kenn autorisé wu leen fii ci biir Sénégal donc te ci ginnaaw loolu da ngay gis tamit ñuy def ay occupation yi illégale maanaam dañuy jël benn partie si voie publique bi daal di fay sotti seen gravat parce que waa inspection bi ba ñu demee di saytu am na ñetti chantier yoo xamante ne bañ ko vérifier dañoo daal di dakkal seen liggéey yi te li ko waral mooy soit fekkuñu si panneau de chantier bi information yi war wala document yi war si chantier bi du yemb donc loolu moo waral ñu dakkal seen liggéey léegi dañ leen daal di convoquer sa inspection bi pour ñu indi kayit yu leer yu leen di mën a permettre pour ñoom ñu wéyal seen liggéey donc ci ginnaaw loolu tamit dañoo xam ne ci biir article bi ne depuis début d'année maanaam am na 58 bâtiments yoo xamante ne biñ ko contrôler am na dafa amoon benn objectif annuel 600 te ci biir 2019 bi am na 1500 chantiers yoo xamante ne bañ koo contrôler dañ cee am 96 plaintes donc man ci ni ma ko jàngatee am na ay solutions yoo xamante ne war nañ ko mën a indi pourquoi pas ñu def benn opération boo xamante ne dañuy sensibiliser
sensibiliser nit ñi tabaxkat yi wax leen normes yi nga xamante ne moom la ñu war a tabaxee ak nécessité wu code de l'urbanisme ak li nga xamante ne moom mooy code de la construction dañ ko war a respecter ak pourquoi pas ñu taxawal sax benn ministère boo xamante ne dafay xam-xamam dafay màcc ci wàllu construction parce que su ma juumulee defe naa ministère kii la ñu am ministère de l'urbanisme du logement et de l'hygiène publique donc pourquoi pas ñu def benn ministère de la construction pour muy saytu li nga xamante ne waaw boo xamante ne moom dafay saytu rek li nga xamante ne moom mooy tabax yi parce que suñu tabax yi nag xaw na doy waar mbàkk si la ba pare tamit ñuy consulter ñi nga xamante ne ñoom nañ ko saytu rek direction yi ko yor nañ gën a yokk seen njàmbaar pour nañu gën a yokkaat seen njàmbaar comme ni ñu ko waxee ba pare ñuy consulter spécialiste koo xamante ne xam-xamam dafa màcc parce que am na ñu bëri ñoo xamante ne dañu am wàll ci liggéeyu tabax lu si mel ni ay technicien du bâtiment ay ingénieur béton armé sànq maa lay expliquer ne béton bi dafa am nu ñu ko war a doser ak yeneen yoo xamante ne war na si topp ndax tabax moom war na dëgër ba pare en plus war na am kaaraange pour bu ko defee mu bañ a lor kenn koo xamante ne daf fay dëkk da ngay bàyyi xel ci lépp climat sax ndax naaj bi dina dugg ndax taw bi bu ñëwee parce que dañuy gis kër yu bëri tabax bi bu nawet ñëwee day daal di indi day guus voilà tabax bi day guus loolu daal la ñu indi woon tey pour waxtaane ko suñu table bi oui am na solo de ni nga ko indee noonu vraiment lu yaatu la xam nga léeg-léeg dañuy jàpp ne tabax moom dafa simple ba ñun dañuy daal di am suuf rek daal di xëy tàmbali léeg-léeg sax bu xëy na fii sax mu demee noonu waaye da ngay génn koo xamante ne ci néeg la tàmbale woon ñaari néeg ngay romb tabax bi mu yokk rek ba mujj muy étage wuti asamaan sa kaw gi foofu moom du fees ndekete yoo mbaay ki nga xam ne day tabax daa war a am fu mu jaar war na am këyit yu mu am yaa ngi wax sax panneau publicité maanaam lañ fay taf bind ko wane ne ñii ñoo ko yor maanaam numéro bi nangam dañ doon introduire li nga xamante ne mooy article bi waaye sama chroniqueuse xujja loolu la jàng xam naa moom danañu ci gën a dugal bu baax a baax bismillah sëñ Mbacke li nga wax léegi sax danga ko xamul parce que loolu si suñu problème la nekk fii Sénégal parce que danga gis ñoo xam ne dañuy tàmbali ni ñoom dañuy tabax villa kese par exemple boo xam ne peut-être 2 chambres rek mooy am ak salon donc villa bu simple ñu toog ba si kanam nag yàlla indi wërsëg yi ñu ne léegi dañuy tabax immeuble alors que yow à la base bi ngay commencer fondation yi prévoir lu mën téye immeuble donc loolu mooy indi souvent problème yi ñu indi yëpp maanaam bâtiment yi gis nga xam day commencer di fell wala di màbb mais loolu nag yéen ñi yéen a ko naan boo tojee fii def fi ay poto da ngay yokk poto yi boo ko yokkee mu attan non sëñ Mbacke loolu day fekk rek ki war liggéey bi ki ko jàng fayuñu ko pour loolu parce que ñu bëri ñoom dañuy wax ni que balaa ñuy fay architecte wala ku am xam-xam si loolu dañuy préférer jël benn maçon boo xam ne kooku am na expérience alors que am expérience ak xam yow lan nga war tabaxee dafa wute parce que mën nga tàmm di tabax si benn zone boo xam ne foofu amul ndox amul dara yow nga tàmm di tabax foofu rek ñu jël la nga war liggéey beneen zone boo xam ne par exemple Diamniadio nga xam ne foofu ñëpp xam nañu suuf bi dafa naqadee tabax nga dem fa yow nga ne man am naa expérience pendant 20 ans maa ngi tabax mën naa ko def alors que yow xamoo sax étude sol bi ni mu mel yow bu ñu la joxoon étude de sol bi mënoo ko comprendre mënoo ko def mooy jàngat bi ñuy def si suuf si nga xam yow léegi nii suuf bi bu dee dafa am ndox wala dafa am argile bu dee loo xam dafa nooy suuf bi day yëngu di nga xam yow ban genre fondation nga fa def ba bâtiment bi mën fa taxaw donc étude yooyu yëpp ñu war def au préalable maanaam avant ngay tabax nit ki dafa war sawante ko ci fay parce que mënoo jël ay bâtiment nga ni da nga koy tabax def ci ay millions ba pare mënoo jël benn xaaj bu ndaw la si li ngay fay par rapport ak coût bâtiment bi yow nga ni loolu du la ko jaral nga fay que nit ki alors que loolu vraiment day nekk alal boo xam ne yow da ngay sàmm sa alal sa bâtiment da nga koy sàmm pour durée bi maanaam mu mën toog ay at yoo xam ne du am benn problème parce que da ngay gis souvent fi bâtiment yoo xam ne bu amee 5 ans wala 10 ans rek mu commencé rës alors que war na am benn durée de vie boo xam ne war na mën yàgg donc article bi pour ñëwaat si tuuti ñoom dañuy ni opération commando bu ministre bi Abdou Karim Fofana def boo déggee opération commando moom mooy ku takku ba dëgër rek ni loolu daf fiy deñ parce que temps yi nee nañu dëkk bi dañuy wax def 0 déchet te bâtiment yi aussi dafa am déchet li ñuy wax grava maanaam suuf bi si ruus ak nga gis xeer yi doon ju xeer yi fay nekk yoo xam ne dañu ko war évacuer mais souvent da nga gis ñoo xam ne dañ koy dindi mais dañ koy fay bàyyi si buntu chantier bi wala ñu ne dañ koy tasaare si tali bi pour fatt yenn trou yi alors que loolu warul da ngay gis suñu koñ yi sax foofu noonu dafay am da ngay gis koo xam day tabax mu jël fa suufam bi teg fa yeneen matériaux yu utiliser alors que wala di tabax sa kër baare waare mbedd mi alors que boo tegee suuf normalement war nga ko mën wis wala nga jël ay briques nga war a lekk nga xam ne doo sonal kenn donc si biir article bi ñëw nañu si loolu nee nañu organisation de chantier parce que bu ñu la dénkee chantier yow war nga xam ni nga koy organiser déjà pour sa sécurité ñi fay liggéey parce que chantier bu jaxasoowee maanaam fer bi nekk nii suuf bi nekk nii facilement nit dafay mën am accident wala mu gaañu fa wala dara donc yow mi di def maître d'œuvre li ñu koy wax maanaam koo xam ne yow dañu la fay pour nga tabax chantier bi loolu li ñu koy bind sax si panneau bi day am maître d'œuvre ak ñi si intervenir yëpp si panneau chantier bi daf fay nekk donc yow yaa war def yow yaa war def conception bi maanaam defar ouvrage bi ba mu pare yow yaa war organiser maanaam nga coordonner ñi fay liggéey yëpp nga xam ne liggéey bi dina mën yenn maanaam lu mu war a nekk bi aussi yow yaa war nekk ci contrôle maanaam li Chedifa doon wax sànq ngeen dafa war am benn ministère boo xam ne moo koy contrôler
mais du ministère en fait benn bureau d'étude dañuy war jël bureau d'étude non du nekk direction sax day nekk cabinet boo xam ne ay étude rek lay def étude de chantier moom day ñëw si chantier bi jëpp bu muy def commencé bu muy jeex day am ay phases yoo xam ne dafay ñëw pour contrôler chantier bi xool ndax li nekk si kayit yi moom moo nekk si am na fi nag ay privé am na itam si am na itam ci waaw mënu ma tudd parce que day nekk mais waaw voilà xam nañ ci ay privé yu bari yoo xam ne mais am na ñoo xam ne dañuy wax intervenir pour loolu parce que souvent li nekk si kayit bi maanaam béton armé bi li ñu siy wax plan bi nu mu war demee souvent nit ñi duñuy respecter loolu parce que dañuy dem rek ñu joxe kayit yi ñu vérifier ko ñu ni c'est bon baax na mais bu ñu ñëwee si chantier bi dañuy gis ni li nekk si kayit bi dëppoowul ak li nekk si chantier bi te foofu la liggéey bi war nekk maanaam méngale li nekk si kayit bi ak li am loolu moo war nekk benn donc liggéey bi yëpp foofu la war gën sukkandiku te aussi di wax nit ñi dañuy ñeme di fay ñoo xam ne loolu la ñuy jàng ñu jox leen mais gis diw bu taxaw rek sama genre yi rek nga ñëw rek xamoo dara rek ñu jox la ay xaalis ni la nga tabax waaju am jot rek nga naan ko taxawul ma sama sànq non gis nga yaxanal loolu mooy problème bi da ngay nangu nga fay loo xam ne vraiment sa xaalis daf ci dem da ngay fay ñoo xam ne vraiment jàng nañ ko te wóor nañu defaral la liggéey bi nu mu waree effectivement lu am solo nga wax de xam nga tabax moom daa jékki-jékki doon lenn ci li nga xam ne investissement yu am solo yi la ci réew mi ndax location bi nangam léeg-léeg nga dëkk ci kër ñuy luyee xam nañ ko moo xam ne ba ca 4e étage bu fa kudd waddoon boo moytuwul yow mi nelaw ci suuf ci rez-de-chaussée bi mu yee la maanaam kër gépp àndandoo rek di awu di nekk éco ndax waa ji moom day dagg rek pukuus yi ruqulu xaan yi xam naa yooyu daal moom it gannaaw dugg nañ ci tabax bi moom dinañ ci war a gën a dugg ba mu gën a yaatu Seynabou les filles fi ñu terminé rek je pense que fa laa ñëwee parce que tabax dafa doon loo xam ne dafa ëmb lu bari déjà dafay commencer sa fa ngay étudier sol yi ndax suñu xoolee suñu président école ba mu génnee waa IST ma leen di nuyu bu baax ñoom seen liggéey loolu la jàng étudier sol bi soo jógee si loolu di nga gis koo xam ne moo lay tracer plan yi architecte bi génie civil bi géomètre bi yaa ngi gis sax am na genre liggéey yoo xam ne bu si mel ni géomètre ñoom sooy seet ba seet seen liggéey sax demeetul noonu parce que en général dañ leen di contourner donc mu commençant par ci dessiner plan baak yooyu noonu yëpp c'est des choses yoo xam ne dañ koo réglementé mu nekk fi mais yaay gis comme ni ko Khoudia waxee maçon boo xam ne dana la expérimenté naa wala koo xam ne day commencé benn pièce jékki-jékki di continuer ba indi loo xam ne donc lii dañu koy magnifier mais moom en tant que élément bi waxul chantier yu ndaw yi maanaam sa kër ak yooyu chantier yu mag yi la gën a wax ñuy magnifier initiative yu mag yi mooy immeuble yi waaw chantier yu mag yi rek ñi nga xam ne ñoom la ñuy wax ay tableau yi nga war a def ak assurance yeeg yooyu noonu yëpp y a beaucoup de règles yu mu teg ñuy magnifier rek di wax mu bañ a doon benn coup d'épée dans l'eau quoi mu doon loo xam ne dafay pérenniser wu bañ nga doon loo xam ne dañ naan tay rek ko tay nii après mu jeex parce que léegi rek avant maa ñëw si yoon bi da ngay seetlu embouteillage yoo xam ne da lay leer na chantier bi moo ko fi war parce que moo ko fi teg moo ko fi def parce que chantier bi day ñëw ba jël ba jege tali bi marchand ambulant yi ñëw jël tali bi lan mooy desati si tali bi embouteillage boobu noonu te des fois sécuriser bi parce que balaa ngay tabax il faut nga sécuriser foofu yëpp il faut marchand ambulant ñoom des fois dañuy dëbb ndox de des fois dañuy ñëw ba si tali bi kuy dëbb ndox de da nga sonn ko du da ngay dëbb ndox de ndox pour ngeen tudd nag ndax ñoo bokk penc bi ñoo bokk penc bi waaw c'est ça boole ci il faut ñu sécuriser des fois sécuriser bi Khoudia doon wax léegi day des parce que am na nooy tabaxee am na yuy jóge si kaw yaa ngi wàcc des fois da ngay romb sax suuf lañ lay sànni sa kaw donc yooyu yëpp ay normes la yu ñu war a indiwaat mais man fi may gën a waxee mooy ni ñuy joxee autorisation de construction yi je me demande nan lañ koy joxee en fait yooyu ñu gën see bàyyi xel ministre bi foofu mu gën see taxaw tànk parce que man su ma demee corniche du ma kontaan parce que dama naan des na tuuti rek ñun baadoole yi pour ñu gis géej dañuy fay de c'est un problème autorisation yi ñuy joxe nii maanaam foofu ñuy tabax noonu dañ ko war woon a tabax ça doit être des espaces verts lañ ko war a def aménager ko def fa ay dañoo am droit wu di yeewu di gis géej parce que waroo fay pour gis géej daal mais foofu soo demee da nga fay gis hôpital lu muy wëti en face de la mer di nga fa gis nu ñu koy woowee ay centres commerciaux di nga fa gis ay hôtel di nga fa gis donc secteur yu bari yoo xam ne dañ leen fa jaay ay autorisation te dama gis ne du fa yem day continuer chaque jour rek chantier bu bees booy gis autorisation yi daal war nañ ko xoolaat dëgg la de waaw def yooyu ay espace ndax tali bi soo ko xësee ba jéggi dara waru fa nekk dara waratu faa nekk c'est valable pour ñëpp nag il y a des codes qui sont faits pour ça il y a des codes qui sont faits pour ça te codes yooyu sax fees nañ donc nag suñu ñëwee ba biir Dakar ak Dakar ni mu xatee Dakar balaa ngaa xam ne Dakar dafa xat nga bëgg a évadé wu foo jëm
donc fu jëm donc peut-être corniche la sa xel di xalaat donc suñ demee ba commencé espace ko tabax waaw day xaw a day xaw a nga dem jàmmalaat en tout cas lu am solo nga wax de xam nga itam mbir moom buñ koy rëdd àdduna daa am lu ñaan lii dañ koy dëkkee lii ñu ne kenn du ko dëkkee kenn mënta dëkkee lépp waaye nag par benn mooy indi lu bari ndax dañuy bàyyi yenn muy yokku ba mujj yàgg dëkk ca wetu géej ga day daal di nekk nag lu nit di wane ne man borom doole laa wala borom barke la waaye nag gannaaw kenn sañu koo xëy def te joxuñu la këyit ñi koy def rek la ñu war a waxtaanal. des fois on sait pas par quel entreprise lañ jëlee autorisation. waaw effectivement c'est que booru géej dañuy wax ni boo fay tabax doo tabax en Dieu maanaam doo tabax loo xam ne dafay sax da ngay tabax loo xam ne vite fait la rek après bu saison bi jeexee ñu ramasser ko yóbbu waaw normalement loolu la waaw effectivement waaw dëgg la littoral bi moom ñëpp ko bokk loolu alalu Sénégalais yëpp. en tout cas bu ñu jëlu si waatee ci article bi ak tabax yi man daf may gën a yitteel lu bari parce que bu ñu xoolee tabax yi nga xam ne moom la fi tubaab bi defoon ba nga ni bâtiment yooyu kenn xamul kañ la waaye ba tey mi ngi dëgër mi ngi baax man sax damay rob ci xam nga léegi nag gaar yu baree bari amatul waaye da nga gis ne bâtiment wu gaar yi nga xam ne moom la tubaab bi tabaxoon xëy na peinture bi mën naa ruus mën naa naan waaye doo romb benn toj dañ naan lii bu ñu ko bëggoon a toj moom danañ sonn lool mu damaa xamul ba xam ñoom niñ doon tabaxee même sax boo demee ci seen réew ya tabax yoo xamante ne bu ñu la waxee ay yan année la woon da ngay yéemu ci yàlla waaye ba nga ni tabax yaa ngay dund ma ngay bees ñu ngi ko dëkkee ñun nag li suñu maam yi tabaxoon rek bâtiment yooyu soxlaatuñ ko loolu rek jar nañu waxtaane ni ñuy tabaxee ko te xam nga ñun tey jii ñun ñuy dëkk Tëngéej maanaam da nga gis ay bâtiment yoo xam ne sax maanaam li ci ëpp bois la comme gars yi li ci ëpp ci bâtiment bois la te pourtant dañ naa la am na 150 ans 200 ans te mu ngi foofu taxaw ay bâtiment séculaire effectivement tey jii soo demee moom soxna ko ji Ndar la dëkk man à Rufisque tu vois des bâtiments qui ont 100 ans qui ont plus de 100 ans te ba léegi nit ñi ngi fa dëkk di fa mën a activité mu nekk ay imprimerie yi nekk ay leneen nekk non mën na lépp à l'aise donc man je me dis que kon problème bi en fait dañ ko war a gën a pousser warul yem rek ci juste contrôle parce que ma lire article bi j'ai vu que baax na ki nag contrôle baax na ci man j'en profite xaw ma sax ministre bi je l'ai jamais rencontré mais dama koy féliciter parce que gis naa ko ci ay actions yu bëri yu muy mëne gis naa ne du koy toog ci bureau di wax daal homme de terrain la gis naa ko par rapport ak déguerpissement gis naa ko waaw lu bëri tey même sans loolu sax te soo xool ren Galsen Hip Hop Award il était là parce que c'est un jeune boo xam ne il est issu de la culture hip hop te day wax dafa xam lu bëri ci donc en fait xam na bëggoon nañ ko rabloo foofu si non en fait c'est déjà bi muy wax tu sais que il maîtrise le sujet donc c'est-à-dire nit la koo xam ne dem ci rab bi moom jotewut ak li ñu ko dénk waaw non dem ci rapport yi ak yooyu loolu man ngeen cee bëgg waaye non en fait fu may ñëwee mooy non damay ñëw man non maa ngi fi ba léegi mosuma dem en fait fu may waxee mooy xam nga tey dañuy wax chaque fois ne dafa am différence entre un dirigeant ak un leader daa am ñoo xam dañuy toog naan def leen lii def leen lee mais franchement je mooy n'ai ñiy jamais régler rencontré embouteillage ci bureau yi rek moo tax embouteillage yi bari parce que tëdd sa toog sa bureau di régler ko rond-point yi du sotti noonu la demee te moom à chaque fois en fait on le voit sur le terrain mener des combats donc man pour man loolu baax na ci lu war a encourager tamit na nekk loo xam ne day dafay wàll ñeneen ñi te gars yi génn xam ne réew mi du si bureau yi la ñu koy régler dañuy génn sur le terrain régler ko quoi donc ba pare tamit li may xool article bi tamit pour en revenir à l'article de Seneweb donc on a beaucoup parlé des panneaux ak documents yi même pour man dafa war a gën a pousser parce que pour man déjà le cas HLM Maristes rek doy na jàngat parce que li ngay wax sànq mënuñu am au Sénégal ay bâtiments yoo xam ne ëpp nañ 100 ans te ba léegi ñu ngi ne cocc ñu am ay bâtiments yoo xam ne mënul sax 20 ans di waaju daanu ci kaw nit ñi te mbirum construction dafa am solo parce que ay bakkanu doomu aadama ñoo ci wékku donc suñu jugee ci loolu tamit man loo xam ne tamit yàgg naa kaas émission bi tamit foog tamit ñuy def plan de masse dëkk bi ba pare di ko respecter pour dëkk bi am harmonie sax parce que Fall tabax bi anarchique noonu loolu daal da ngay ñëw ci koñ yi ku ci nekk sa doole foog nga wane ko sa bâtiment donc maanaam kenn du xam dëkk yi la lay nuróol te dëkk dafa war a am plan de masse pour mën a am harmonie sooy xool dëkk bi mu neex gis loolu dafa am solo tey jii saa yow mi di voyager oustaz wala ñi tàmm voyager gis nañ ne soo tiimee yenn capital yi waaw ay ñoom soxna sëy na bu yooyu soo tiimee yenn capital yi wala tiimee yenn dëkk yi da ngay maanaam dëkk bi day taaru dafay am logique man am na bi may njëkk a dem Maroc li ma njëkk a marqué waxuma sax dëkk bi de mais tool yi rek tool yi bi ñu tiimee tool yi mais Fall non c'était magnifique franchement donc pour man loolu dafa am solo ndax réew dafa war am attractivité dafa war am attractivité quoi donc loolu pour man lu ñu war a ci harmoniser ci bâtiment yi harmoniser ci couleur yi
du rek tey jii man maa ñëw tey man maa ëpp xaalis koñ bi que dama war a ñëw def tabaxee nu ma neexee donc foog loolu ñu koy bàyyi xel dëgg. article bi daal en résumé moom fa dëgg yàlla am na solo lool. am na solo lool te bu ñu yem juste rek ci xool ay panneaux yooyu. nañu xool ci norme de construction yi ni ko ànd laaj doon waxee. xool ci béton bi xool ci quantité xool ci qualité wu construction. ba pare tamit daan tamit di équidistant tamit par rapport ak li am. parce que tey jii tant que daani saful ni ko professeur di waxee tant que cravache bi du génn. maanaam tey ba léegi ku ci nekk si ñun day jàpp ne lu ko neex def. waaw donc am na solo daal. macha allah professeur. waaw léegi xam nga dafa laal benn góom boo xam ne mooy suñu góom mooy ñun bëgguñu lu formel te ñun ñoo bëggul lu formel ñun bëgguñu lu jaar yoon ndeysaan ñun suñu kooku mooy suñu feebar bi ñu gën a feebar mooy ñun bëgguñu lu jaar yoon parce que affaire bu jaaree yoon rek sa xaalis day génn te bëggoo sa xaalis génn léegi nooy def pour dagg sa xaalis mooy nga bañ ko jaarale yoon boo jëlee compagnie boo xam dafa structuré di nga fay impôt teg ci jaay bëgg ñu fay impôt bëgg ñu xaalis buur làmb seen poos léegi xam nañu wut dañuy wuti koo xam ni du ko jaarale yoon mën na tabax rek ñu ne ba pare ñu ne tabax lépp nag ñu koy def na xoolal cash jëndoo jënd du am trace parce que fa am trace da nga fa fay impôt loolu mooy suñu problème ñu dañ bëgg tout ce qui fait dans le noir ci suuf ah waaw mais ñun fii ci ëpp ci ñun. mais sauf qu'on doit pas avoir le choix. waaw mais problème bi nag on a le choix xam nga le problème bi ñun bu ñu jaarale woon lépp lu ñuy def yow pëpp sa booy tabax nga dem jëli koo xam ne spécialisé en tabax la. dafay fayeeku day fay taxe lépp da ko jaarale yoon. mais ñun bëgguñu loolu. ñun dañu jël benn mot xule boo xam ne dégg nañ ne mën a tabax. ñu koy jaal ci suuf naan ko lii laa yor de dugalal ma ci 500000. dugalal ma ci 1 million dugalal ma ci 2 millions. ba mu egg. mais dugalante boobu waaye tam buy defar saa yi boo ko joxee 500000 mu xam ne 500 la ci dugal ne xaaral ma dagg ci 100. waaw noonu lay demee sax. muy dagg 100 nga jox ko 1 million mu dagg 250. mais yow li ngay joxe à la fin da nga yor immeuble. xottu kese mais xottu ngay am. mais loolu mooy kaaw cité yu bëri léegi. waaw cité yu bëri parce que dañuy jox chantier bi professeur dagg tuuti jox ko ku nekk da nga si am dara. donc ki ngay mujjee moom amaana la léegi nag gis nga le grand problème c'est ce sont les intermédiaires te loolu il faut que ñu dagg ko courtage dañu war a génne ci dëkk bi tant que dëkk bi mi nga am courtage lu bëri du sotti maanaam jël yëf yi di ko jox ñu ko mënul mais mooy courtage waaw ñu naan ay apporteur Sénégal yëpp ay apporteur d'affaires la ay apporteur d'affaires la yow ab affaire boo xam ne yow tabaxoo ci munoo ko xam nga ki koy joxe xam nga kiy tabax nga ne man maa leen di boole kon donc man dama ci am wàll nan la ñu wax apporteur non wàllu gaynde waaw diwa may booleeg di uti et dañ ci am ay part yoo xam ni dafay am doole ci affaire ba nga xam ne dëgg la ba ci ab léegi nag sax ñoom courtier bi la gën a xam ki gën a xam courtier mooy am chance mais duñ ne parce que da nga am compétence mais non ba pare léegi teg ci même sax moo la dara même booy ut kër sax ut appartement service courtage daf ci am waaw loolu kay c'est normal. waaw mais est-ce que xam nga ne que dara loolu dafa war a ba daj sax ndax lan pour deux raisons nit ñi jaay seen joxe seen kër yi bu ñu ko dugaloon ci benn site internet boo xam ne ku ñëpp mën nañ fa dem loolu courtage la non dëgg na mën nañ affaire courtier la rek courtier la bu ne ci machine rek non xam nga lu tax lu muy doon bu bu boobaa déglul moo la xam nga lu muy def xam nga du bon ci courtage dafay sonal kii nga xam ne moo koy jënd dafay doon ay frais supplémentaires benn ñaar dafay am problème fay taxe ñett dafa am day wàññi xaalisu waajan ki nga xam ne mooy fay ak ki nga xam ne mooy joxe or loolu yëpp mënoon na dugg ci production wu dëkk bi alors que mu dem ci benn poste benn waay boo xam ne deful liggéey deful dara mais professeur enquête def na parce que au moins moo tax nit ki xam produit waaw mais léegi xam boobu xam nga produit parce que le problème bi le produit là s'il était sur le marché tout le monde peut aller sur le marché la tax tubaab bi def ko la di def marché boo xam ne soit online la wala foo xam ni office boo xam ne ñëpp xam nañu fa la ñu war a mais même marché online boobu waaw aussi am pourcentage parce que yaa ngi fa def non déglul ma léegi mooy ñoom ñooy nekk courtier léegi déglu ma la loolu gouvernement mën na ko réguler waaw mais yow xam nga léegi imagine toi kañ jox exemple gouvernement bi bon benn website gouvernement c'est pour tout le monde mais képp ku am kër fa nga dugaloo sa logement képp ko bëgg logement dem fa mais am na ñu koy def loolu bu amoon rek xoolal suba bu yomb pour ñëpp
mu yomb pour ñëpp. mais man moom je me dis que am na yenn cas yoo xam ne. da nga koy soxla mais man xam nga yenn cas laa koy contrer. tey jii comme ñi genre dans la location wala immobilier problème bi maanaam xam nga tey jii fekkoon na ngay dem ci benn agence ñoom ñu dem mutali la. waaw après indil la léegi ak yëpp pour man day mën logique. mais yow yaay dem ba wër ba gis. waaw nga fekk fa nit. ñu ne la d'accord léegi da ngay fay ñetti weer. xam nga boobu nag leneen la par rapport ak. noonu lay demee quoi. mais boobu day fekk souvent agence bi si boppam. moom moo koy dénk benn courtier. kooku mooy gérer ay biens am souvent loolu moo tax. mais intermédiaire boobu foog naa ne. mais xam nga tey jii su fekkee agence bi day dénk courtier donc étape bi day nekk courtier bi. agence bi borom kër la personne. donc en fait parce que courtier moom mooy wër ak client yi aussi. waaw léegi loolu yëpp xam lu koy indi. xam lu problème bi ñàkk formalisé rek. gis nga borom kër bu formalisé. di fay li ko war këram mën na ko louer sans pourtant mu am courtier. mais loolu agence immobilier am na fépp. loolu c'est pas déplacé non je dis pas agence immobilier am na fépp la du ñu ko. si am na fépp waaw ça dépend agence immobilier. mais nag y en a beaucoup nag yoo xam ne c'est comme ça. waaw léegi xam nga problème non bañuma agence immobilier. non waxuma agent en tout cas agent immobilier bañuma agent immobilier mais xam nga problème bi mooy xam nga moo agent immobilier bokkul ak courtage yi am fi Sénégal. mais xam nga un agent immobilier c'est quoi xam nga un agent immobilier c'est quoi. c'est un gars boo xam ne dafa am benn patrimoine immobilier bu ñu ko jox ne ko mu gérer ko. ay nit déglu ma la man ce que j'entends bi mooy xam ne nit koo xam ne ay nit yu am seen ay kër. jox ko mu gérer leen di fayee ko location di fayee ko location di leen dugal sax loolu moom mooy c'est un agent immobilier mais xam nga problème mais courtage bi nga xam ni. nit ki da ngay ñëw da ngay am benn mois de location. parce que yaa mu wutal kër. dëgg la professeur jërëjëf en tout cas léeg-léeg sax noonu baax na parce que dañuy waxtaane ci bâtiment yi. il faut ñu dem ba waxtaane ñu koy dëkkee olof yi dañ ñaan ko fóotal mbët roccil bar. looloo tax rek xam naa ñu demandé ba àgg foofu. man nag xamatuma sax ñaata minute laa am xam naa ne danañ ma ci dimbali professeur moo ma yóbbaale ba fi mu ne damay tañaxu di dem rek ana nga wax ma ñaata minute laa am après am di yow looy wax ci kii bi. bon li ma ci wax mooy que ni xam nga man moom ñun moom suñu côté ñun artistes yi moom damay wax toujours naan suñu côté rek comme sama genre yi quoi mais tamit dafa baax tamit nga xam yenn affaire yu mel nii ci réew mi. parce que franchement lii moo lay wan ni émission bi lu am solo la. voilà parce que li ngeen di waxtaanee nii man sax maîtriser wu ma ci woon lu bari mais tey ak émission bi nii. permettre na ma xam lu bari ci affaire yi ngeen expliqué ci côté kii bon comme Zeynep li mu wax sànq loolu laay rejoindre mooy que ni côté espace da ngay xool actuellement ni Sénégal manqué na espace trop sax. trop man damay jékki-jékki ma toog ma ne ñun suñu jamono. ñu ngi suñu jamono mais ñun bi ñuy ami kër. dina metti trop xanaa ñun ay gannaaw Touba lañ jëm ak wala affaire yooyu parce que boo xoolee léegi bu ñu ci bàyyiwul xel ñi dëkkoon Dakar. léegi ñëpp ñu ngi génn Dakar di dem parce que Dakar léegi ñu moom Dakar nekkatuñ fi. étranger yi ñoo ñëw. dàquñu parce que échange la. ñu paas ñëw. voilà amoon naa benn copain boo xam ne benn copain tubaab boo xam ne bu baax sa benn bureau moo doon expliqué mu ne ma ñu suñu réew France logement dafa cher. boo xoolee léegi jamono ji français yi ñu ngi fi ampagaay dañoo bari ci réew mi ak tubaab bi parce que seen réew lu ñu war a fay ay appartement 1 million yi bu ñu ñëwee fii dinañ ci fay appartement lekk ci naan ci. moo tax ñoom léegi seen réew bu ñu leen fayloo appartement 2 millions bu ñu ñëwee fii Almadi ay 300000 la ñuy fay ay 500000 loolu dara ci ñoom quoi léegi dañuy ñëw dëkk Almadi xañ ñu fi ñun waa Dakar léegi am nañ problème moo tax léegi que ni logement yi day gën a cher léegi ñun dañuy obligé génn dem ci dëkk ci àll bi léegi da ngay jékki-jékki bëgg a génn dem pour xool fa ngay toog pour kii mais doo am foo jëm quoi franchement xam nga boo demee Almadi yaa ko des restaurants restaurant rek moo fa am léegi fépp ñëppay jaay boo demee plage y a plus d'espace léegi da ngay obligé yow sa kër rek ngay toog man je sors plus sama gaare laay toog jouer guitare c'est en télé wala maa ngi studio parce que da ngay bëgg a génn doo am foo jëm gan day ñëw sax ne la nit damay woo des fois mais waa booy Dakar tey fan moo kii ban espace moom mën na ko yàlla xam ne xaw ma ci dara demal Almadi rek ndax Almadi la ñëpp di visé benn instant quoi donc loolu dafa nekk loo xam ne lu important la ci réew dafa war a am espace foo xamante ni maximum boo demee ci plage yi ñu fi espace boo xam ne dañ koy aménager teg ay table teg ay kii parce que plage la kii ñëw di féexlu di toog di koñ bi sax daa war a am foo mën a féexlu voilà espace vert waaw mais bu ñu jëlee lépp voilà en tout cas lu am solo ngay wax de ñaari xaaj la rek xam naa sax yéen moom comme da ngeen a ne ci wàllu famille espace yi fowukaay yi féexlukaay yi di leen di yitteel waaye daa mujj Dakar fees lool te li ko feesal mooy ñun ñu dëkk ci régions yi ñoo ñëw Dakar xam nga nag am réew kenn da koo moomut bu fii neexul rek
ñu dëkk foofa dañuy tuxu dem fa ñu yaakaar ne moo neex fi ñu mënta liggéey itam dañuy buub seen i bagage dem fa ñu yaakaar ne liggéey am na fa bari na lu ñu daj fii ci dëkk bi ñun ak coono yi nekkee di bokk ay pantre di tëdd ci ay matelas ci suuf te bàyyi ay néeg yu ne yaa ngi ca dëkk ba kër yu ne yaa ngi ñàkk faa am lu ñu jàpp moo tax ñëpp daw ñëw si fii loolu nag benn politique la boo xam ne politique décentralisation bu yaatu la war a àndal moo war a tax loolu mën a am parce que doomu aadama ressources yi la ñu topp nit ñi jugee ci dëkk ba di ñëw ci réew taax yi que muy su may wax réew taax yi mooy capital région bu demoon ci Dakar rek dëgg la que muy Thiès que muy Louga que muy fii la gars yi di gën a concentré noonu lañ koy toppee tamit di jël gaal yi wala di jël avion wala di jël leneen di dem ci yeneen réew parce que en fait doomu aadama bi li naan bakken jàmm la bëgg fu mu ko mën a amee donc ressource la gars yi di ñëpp di uti waaye li am solo rek mooy li saa doon wax li saa yëpp nu sànq même budul sax c'est-à-dire dëkkuwaay yi faw mu neex a dëkk faw mu neex a dëkk maanaam même sax bi ñu dul wax non plage parce que Sénégal léegi soo xoolee ni plage yi amoon léegi amatu ko soo ñëwee fii à Dakar yenn plage yu baax yi sax c'est privé da ngay fay pour dugg ci plage plage yu baax yi da ngay fay donc léegi maanaam tey jii léegi askan bi tey ñi nga xam dañuy liggéey du lundi au vendredi tey suñu bëggee tey féexal seen xol fan la ñuy dem donc léegi te loolu li ci am mooy en même temps même si yemoo sax ci ñun adultes yi c'est un danger pour les enfants mais nag foofu place yi ñu am sax ñun est-ce que defar nañ ko man damay dem suñu place yi gis ko place yoo xamante ne wax dëgg yàlla dafa sagare nag nañ ma baal da ngay dem place boo xamante ne mi ngi jàkkaarloo géej gi fu féex fu nit ñi mën a kii waaye ñaari mbaari gétt xa fay nekk yoo xamante ne organisé wuñ ko rafetut nit ki sax bu amee ak ket sax dana fa seex loo lekkee loolu aussi dañ ko war a defar dafay revenir ci benn problème mooy les municipalités est-ce que ñu ngi def seen est-ce que ñoom ñu ngi def seen rôle mooy li ma la wax rek mooy ñun lu formel foofu moom problème la moom ñun lu formel xoolal lu formalisé jaar yoon ñun dañ koo bëggul kon foog sanction jeex na nag léegi nag sanction xoolal gis nga nag tant que génnew ñu cravage bi di dóor affaire bi du jaar parce que xam nga problème bi ñun yaakaar nañ ni que affaire bi def noonu la war demee dañu informel ba nga xam ne ci lépp dañ ko informel dëgg la ku am suufam daal ba bëgg a tabax ci article bi mooy na dem xooli ñi nga xam ne seen xam-xam dafa màcc ci wàllu tabax mu tabax loo leen màcc ci wàllu tabax tegtalewu no da nga naan móolkat bi na ñëw móolal ma après su ma jotaatee ci coût bi may war a jot ma gas fondement bi après su ma kiyaatee nangam lépp dafa am procédure comme ni ko xujja doon waxee léegi ak àndalaay te sëy na bu ñëpp rek mooy mbir mi kenn lu ne dafa am ñoo xam ne ñoo ko jàng la tàmbulee ci ka lay génneel bornage bi booba sànce bi di pare nga di ca dugg leen lu ne daa am ñoo xam dañoo def penu dem jàng ko ba xam ko ñooñu dañ leen di delloo njukkal ndax dëkkuwaay itam sécurité da cee baax mi ngoo kay kon nag maa ngi nuyu César moom jërëjëf beneen biñ ciy teg ab émission la boo xamante ne ma ngay amee fii ci biir RTS 1 fi la amee woon ñu doon waxtaane lu jëm ci coronavirus mi nga xamante ne jàngoro la joo xam ne xam naa ba mu jëleeb saagam ak léegi tegagu ko moom daal bu doon gan la ma ne fu mu yendu du fa fanaan ma ngay toñ di wéy rek daanaka téeméeri réew ak nangam ci àdduna si dugg na fa ñu koy jaabaa jonge ñun sax jotoon nañ cee am ñun ciy tudd ba tuddoon ci ñeenti cas yoo xamante ne yàlla na fi yem te ñëpp wér defoon nañ ci waxtaan wu yaatoo yaatu woo xamante ne ki nga xamante ne mooy Anne Marie Gomis moo doon présenté émission boobu ñu dalaloon ci ñoo xam ne seen xam-xam da cee màcc loolu nag wommat ñu ñun tam bañ agsi ci waxtaan ci parce que olof yi ñooy wax ne lu def waxu tey lu ay di njàmbat Seynabou ñuy nuyu Anne Marie Gomis mi nga xam ne moo doon présenté émission bi Kasabor ñu ngi si doon waxtaanee thème bu am solo muy corona parce que temps yi moom moo commencé lëmbe sax laay wax ndax avant muy ñëw médiatisation dafa grave avant muy ñëw ñëpp dégg nañ ko c'est comme l'exemple bi Pëpësa tout le temps di wax soo xoolee Titanic ak Joola film yi sax Titanic la ñuy joué duñ joué Joola parce que Titanic c'était tellement médiatisé et que Joola moo gënoon grave c'était benn hécatombe la woon donc fii niñ ko doolelee médias yi réseaux sociaux yi xam nga léegi ñëpp ay communicants lañ ndax da ngay toog sa ginnaaw ordinateur wala sa ginnaaw téléphone bind jàllale créer psychose bi donc avant muy ñëw fii nit ñi seen fit yi waaw nga daanu donc yaa doon gis avant muy yegg si yaay gis ko dugg si oto gis ko yore masque ngan dim masque nga ne waaw lan moo xew fii donc yu mel nii suñu defee genre débat yu mel noonu pour ñaaxaat askan bi da ciy am solo di féliciter tamit suñu jàmbaaru stéthoscope yi muy médecin yi parce que Sénégal yàkkamti nañ médecin jàmbaaru stéthoscope yi mooy ñuy takk mooy li ñu takk noonu ñu yëg ko stéthoscope looloo tudd noonu man koy jéemu ma koo wax damaa bëgg a xam li mu doon rek xam li mu leen doon rek magnifier bu baax parce que Sénégal yàkkamti nañ médecin def erreur ba ñu ñëw nag def ko ci journaux yi waaw fajkat yi la ñuy def wala soo duggee nañ lay traité donc nag suñu gisee lu mel nii nañ ci amul taxaw seetlu rendre leen hommage parce que Ebola amoon na fi nii lañ ko defee woon kenn si
te boolewuñ ci wax ju bari. bii ñëw na réglé la ñuy réglé te boolewuñ ci wax ju bari. ku ci mel ni professeur Moussa Seydi mooy chef du service maladie infectieuse bu Fann. kooku dañ koy félicité jox ko jàpp loxo genre yooyu suñuy wax. ñëpp a war a cotiser jox leen. su dee nag am na ñoo xam ne nag suñuy wax ñëpp a war a cotiser jox leen pour ñu noppi. parce que am na ñoo xam ne suñuy wax nañ ñëpp cotiser jox leen nañ dimbale leen ngir yàlla ngeen noppi. genre professeur Moussa Seydi nag ñu xëcc leen ñu wax parce que bi mu ñëwee moom si boppam moo dalal xelu nit ñi. ñëw ne feebar bi la grippe di rey feebar bi reyu ko foofu. la paludisme di rey fii feebar bi reyagu ko. donc face au danger panique amul njëriñ. parce que su fekkee ne danger am na ngay paniquer foo jëm. il faut être da ngay nekk face ak feebar bi parce que des fois il faut penser au futur. il faut tout le temps ñuy projeter vers le futur parce que su dara amee da nga koy jéem a càmbar jéem koo faj ba nga xam ne du law. je pense loolu moo gën. et puis lii day wane ne ñun suñu qualité service bi mu ngi fi. peut-être que plateforme yi wala dispositif yi rek mooy xaw a des parce que soo seetloo benn service lañu am maladie infectieuse mu nekk Fann amul feneen. donc yooyu war na tax ñu gën a ñaaxaat suñu bopp si wàllum faj bi. méngale suñu faj ak jamono ba mu gën a yaatu méngale suñu faj ak jamono. ndax feebar bu mel nii on parle de village planétaire on parle de globalisation on peut pas fermer les frontières. de toute façon suñu fermer frontières yi ñun ñooy pâtir sax. parce que on peut pas se payer le luxe di tëj ay frontières. donc li ñu war a mën a def rek mooy teg fi ay mesures. donc mesures yooyu la ñuy woowaat nit ñi rek. ñu gën see bàyyi xel parce que c'est pas parce que on a gagné une bataille que on a gagné la guerre est là. mais nañu gën a takku ba dëgër. ñànku sax wax na ko. ndeysaan ñànku sax wax na ko nee na dee leen raxas seen loxo yi sooy sëkkat. dañu waxtaane bi sëy bàyyi ko mu naan ay ñànku fii ñànku comme référence quoi. ñànku daal nee na soo leen di sëkkat xamal noo leen di sëkkatee parce que des fois da ngay dugg ci bus. foofu fees dell yaa gis waaju sëkkat bu dul jeex même bu dul feebar bi bokkul ci set sax. merci même bu dul c'est ça même bu dul feebar bi sax c'est des comportements yoo xam ne sénégalais da ko war a ëmboo. parce que protéger sa bopp protéger ki la jege ci protéger sa bopp la bokk. parce que ki la jege mooy sa dëkkandoo. mooy sa voisin mooy sa yaay mooy sa papa. donc protéger sa bopp dafa bokk ci acte de civisme. xam naa ne virus daal moom moo garaaw moom. virus garaaw na daa mel ne day kii rek. garaaw na parce que itam li ñuy wax nii yëpp bu njëkk dañ ñaan ku set dañ ñaan la da ngaa tubaabe xam naa bu doon feebar bi dafa door rek ñun africains yi mbambu rey ñu. ndax dañ ñaan ñu seenu calte la waaye nag. te feebar bi waaw mooy que affaire virus kii bi nii coronavirus bi xam nga Sénégal suñu problème mooy buzz dañuy bañ. buzz fii waaw parce que dafa am loo xamante ni buzz lay def rek yaa ngi comprendre comme li Zeynab wax mu ne professeur. Moussa Seydi waaw dafa ne. pale li muy rey ak lan moo ëpp que. waaw Ebola kii grippe lam leen di rey foofu. voilà moo ëpp mais alors que ñun ñu ngi grippe tout le temps. di duggante ci biir nit yi te kenn du la daw kenn du xam ne kii dafa grippe. mais dañ dégg coronavirus bi rek ñëpp naaw. ba ci man la commencé parce que man mi ngi ma fekk studio may composé nekk ci biti di jóg concentré am benn booy rappeur bu soof ñëw rek biir karaak ñëw toog non mais am di yëg nga kii bi xew Chine ma ne ko ba jàmm la mu ne ma nit ñee ngi daan di dee nii ci mbedd mi nii mu ne ma ne ko benn virus te man yooyu moom man je suis comme ça dama xaw a dañ ma koy wax tout le temps laa may am di da ngaa parlé man mën nga toog sax nga ne ma kaas bi am na lu fiy génn bu ko laal damay sori kaas bi man loolu naturel noonu laa mais après da nga ne ma yàgg nga ne lii da lay sonal quoi parce que Ebola bi ba mu fi ñëwee woon c'était comme ça dafa ma paniqué dama paniqué woon dafa ma perturbé woon fu may toog moom lay xalaat damay dugg ci oto sax nit jege ma rek nga gis ni ma koy dawee mu jógi donc ma dugg taxi damay wàcc di dox nànk yor sama guitare di dem am na ne ma ne lii daf may sonal voilà quoi benn instant voilà effectivement après yow da ngay dem ba mu yàgg nga ne lii voilà quoi donc man li may wax sénégalais ñu dalal seen bopp voilà parce que lii bu ñëwee ndogalu yàlla la mais yàlla am na fu mu ko wàcce li ñu mën mooy ñaanal ñoonu mu teggee ko ci ñoom tout le temps quoi benn instant. d'accord voilà. am na solo c'est ça fi may jeexalee rek mooy que ne yaa ngi doon wax ne virus dafa grave. foofu moo doon suñu problème parce que virus bi bandi boo xam ne mën na nekk ci yow te doo ko xam. sérieusement la phase d'incubation elle est asymptomatique kenn du ko yëg et mën na dem 7 jours ba 14 jours donc moment boobu mën nga jaar ci aéroport bi ñu defal la thermoflash te duñu gis fièvre. te fièvre thermoflash fièvre bi rek lay xool te fièvre bi c'est
dafa bokk ci signes yi nga xam ne moom la ñuy xàmmee feebar bi donc imagine nga duggee fa à la phase asymptomatique charge virale bi mën na nekk ci yow mais su fekkee ne bariwul torop du la indi signe daal rawatina nag nga doon benn personne immunocompétent nga xam ne yaa ngi xeex ak virus bi ci suuf donc day jafe lool pour ñu xam ndax feebar bi mu ngi ci yow donc loolu frein la boo xam ne mën nañu poser problème mais ñu ñaan yàlla rek cas bi fi dugg doon bi mujj et puis ministère de la santé et de l'action sociale ñu koy féliciter ci li muy def parce que il est proche de la population ñun lii lañ soxla ñu ngi communiquer chaque jour mu génneel la benn article wax la lii ak lii ak lii aussi dernier point bi mooy ñu ñaax askan bi parce que yow su fekkee ne tu as vu des signes yu mel ni fièvre yu mel ni sueur yu mel ni difficulté respiratoire wallaay toogal sa kër bu génn de bu dem hôpital de toogal sa kër nga woote ñu ñëw jël si la parce que yoon ba ngay jàll ña nga voilà mën nga ko tasaare ba ngay yàgg te mën nga dugg ci hôpital boo xam ne les dispositifs ne sont pas là dispositif ba fa war amu fa donc man pour man y a un numéro boo xam ne jox nañ ko ñëpp pour gars yi di fa woote alarmé wu dëgg la en tout cas lu yaatu la de feebar bi moom léeg-léeg ni ngeen waxee day am solo lool ndax ñun dañoo bokk ci ñi mën a dalal ay xel te daa bokk ci saafara si njëkk kuy faj nit da ngay dalal xelam ba mu bañ a tiit ndax lu ko mooy nit dina soj rek professeur jàpp ne yëf yi da koo dal ndeysaan man keroog bi Sénégal di jëkka respiratoire ak yooyu soo sojee sax mën nga paniquer daal effectivement àndalaay waaw comme li ni ko Nabou waxee rek déjà émission bi am na sens parce que jëlee nañ ci ay jàngat yu bëri yu ci mel ni dañu xamalaat li nga xamante ne moom mooy information yi ñu war a xam ci li nga xamante ne moom mooy doomu jàngoro boobu ba pare tamit dafay wane ne capacité yi ak aptitude yi mi ngi fi déjà boo gisee Sénégal ñu bëri dañuy ñëw pour jàngi si fii donc loolu moo lay wane ne xam-xam bu màcc bi mi ngi fi donc te bu ñu demee ba ñu xam ne ñu ne am na benn cas boo xamante ne faj nañ ko donc loolu dafay doon ñun suñu contentement te ki si biir émission bi di Issa dafa wax lu am solo muy ñaan yi nga xamante ne dañ koy def fii suñu réew mi du ma ne duñu mës a am jafe-jafe de waaye jafe-jafe du fii duñu tiital parce que ñaan yi fii def ak ajuma yi xadara yeeg yooyu noonu mais mbàkki si la ñun duñu am yenn jafe-jafe yi de lu ñëw day jàll lu ñëw day dem waaw baax na trop léegi ki nga xamante ne moom mooy commissaire divisionnaire Mame Seydou Ndour dafa wax lu am solo ci biir dafa wax lu am solo ci biir nee na frontières yi ci boppam ñoom yemuñu ci rek ne seen dispositif yi yemuñu ci bàkk si la ñaan yi waaw continue ñaan yi non damay leerlu rek maa ngi ciy xalaat ba léegi quoi léegi dispositif yi yemul kese sax si aéroport yi mi ngi si frontière yëpp sànq Nabou mi ngi ko laal muy thermoflash bi nga xamante ne benn nit rek la ñuy relever li nga xamante ne moom mooy température am dañu am ay caméra thermique boo xamante ne caméra bi day balayer voilà dañuy xool température nit ki bu fekkee romb na 38 degré si température dañu koy jël ñu daal di saytu fièvre bi maanaam isolé ko ba pare xool ban kii la jàngoro la bu fekkee nekkul alarmant ñu daal di xool naka la ñuy def yan mesure la ñuy jël donc ba pare teg si ki nga xamante ne moom mooy colonel Moussa Dieng Sarr moom dafa dellu si waat si sensibiliser nit ñi sànq Nabou laal na ko mesures yi moom il faut que ñu siy gën a bàyyi xel kenn ku ci nekk nga dimbali sa bopp dimbali nit ñi parce que kenn ku si nekk boo loruwee du yem ci yow kese dafay am impact si nit ñi nga xamante ne ñoom ñoo la wër muy sa entourage donc nit ñi war nañ gën a bàyyiwaat xel ci mesures yi ak li nga xamante ne moom mooy impact bi réseaux sociaux yi am parce que kenn ku si nekk dëkk bi yaa ngi joxe sa information ku ci mel ni presse bi sànq yaa ngi ko laal dafa am wàll bu mag boo xamante ne dañ ko ci am donc ba pare may nañ leen benn am na plateforme boo xamante ne ministère de la santé dañ ko teg pour jox leen ay information yu leer maanaam ñoom balaa que ñun ñu ñuy jox information war nañ mën a dem foofu gëstu pour indil ñu bonne information parce que yemul lekk ci ñoom nit ñi tamit kenn ku si nekk parfois da ngay dégg information yu xaw a wute yow doo xam sax lan moo ciy dëgg donc il faut que ñu bàyyiwaat ci xel ba pare wàllum tourisme bi laal nañ ko ci biir tourisme dafa am koom-koom boo xamante ni daf koy indi suñu dëkk donc ñun mënuñu tëj suñu frontière dugg beeg génn bi mënuñu koo tere xanaa lu ñu mën mooy sensibiliser ñu def benn stabilité sanitaire boo xamante ne dañuy sensibiliser ñi nga xamante ne ñoom ñooy chauffeurs yi guide touristique yi loolu daal foofu lañ mën a yem donc émission bi daal am na solo ndax indil nañ ñu ay jàngat yu bëri yuñ ci am na solo lu am solo la de ñaan yi tamit waaye li nga wax am na solo lool ci ñaan yi xam naa ñoom docteur yi dañ ne affaire yi moom tiflit da koy joxe mooy boo ti soolee sax mu laal la loxo yi dañ koy joxe ñaan nag moom mbirum tifli la xam naa ku ñaan kon ba pare wanaasu ko rek ne amin àndalaay li nga xorom yow daal vraiment vrai sénégalais la waaye noonu la de Sénégal ñaan da cee bokk gis naa gars yi kenn ku ne génnee ñaanam boo defee xaale beaucoup de ñaan aka ñoo ragal ñun kay beneen affaire la xam naa professeur dinañu wax ñaan bi muy indi man de saa yi ba xëyee mère Sow di ma xoolal yónnee nañu ma WhatsApp bi di wax lii waxal bu wax ba pare di ma waxal kon nañu waxal doo bopp comme loolu la
man daal li mu gisee mooy feebar la comme yeneen feebar yi rek te alhamdulilah ba 4 cas yi ñu am benn bi wér na donc kay xel war na mën daal parce que yeneen feebar yi boo ci fajoo da ngay wér bii tamit bu dee yàlla def na ci ndox bu sedd di nga wér aussi donc nañuy def sensibilisation bi ñun ñëpp di waxtaanee rek ku nekk ci sa niveau yow da nga waxtaan ba ñëpp ñu mën si jot nga xam ne ñoom nan lañu mënee protéger wu ba feebar bi xëy na du leen mën dal te bu la dalee aussi sa ñi nga àndal ak nit ñi bu ñu am benn tiitaange bi bu ñu la daw parce que dégg naa fan yee am na benn chinoise bu daanu bi Dakar gaa yëpp fël xoo daw te bu mais loolu day am parce léegi que da ngaa bëgg ñu dem jege ko mais nit ku xam rek lan moo tax mu xam mais parce que dañuy dégg di feebar bi rek moo tax ñuy di ndax di nga dem uti ko dañ ko doon filmé au contraire. man kay gis naa image mais c'est loolu en fait ñàkk empathie dañoo war a daw de dañoo war a daw dem wooyi ñu ko faj bu doon ba jamono yo corona ñëwagul mën nañoo taxaw dimbali ko waaye nag dugal sam loxo ci pax nag dañuy yenn feebar bi foo xam ne eggul loolu la dañ waaw ko koy yenn waxal loolu dañ ko yenn moo tax léegi ku gis dara rek da ngay daw alors que du loolu nañuy toog rek te dal bu ñu defee li ñu war def même bu feebar bi ñëwee parce que gis nañ ne fii Seynabou mi ngi ko doon wax nii suñu médecine bi vraiment léegi développé na te am nañu réaction boo xam ne lu am aussi mën nañu jël jumtukaay yi war ba nga xam ne nit ki bu feebaree nañ ko mën aar ba mu mën wér donc vraiment nit ñi kenn waru si tiit nañu sensibiliser rek te yokk set bi parce que li ñu doon wax léegi sànq tëfli yi bëri na tichol yi affaire di tasaaroo dafa bëri donc nañu xoolaat suñuy comportement bu ñu ko defee rek incha allah du am benn problème te ñoom si biir article bi ñu ngi doon wax gestion des frontières parce que bi feebar bi ñëwee ñu bëri dañu doon wax ni nan lañuy toog di xoolee sax ba feebar bi di dugg suñu biir dëkk alors que léegi àddina bi léegi village planétaire la lu xew Chine facilement mu xew si yeneen dëkk yi donc c'est normal donc dañuy xool rek nan la ñu koy gérer parce que yi cas yi am ay cas importé la noonu la ñu koy wooyee parce que feebar bi amul woon fii suñu biir dëkk donc dañuy jógee feneen indaale ko mais loolu kenn mënu si woon dara parce que kuy ñëw koo xam ne feebar bi du feeñ si yow donc c'est normal que bu excès nit ñi mën ko xool nan la ñu koy gérer donc day nekk loo xam ne lu waroon am la rek ñun dañu xool suñu biir fii si biir dëkk bi nan lañu ko mënee def ba nga xam ne du mën law parce que 4 cas 5 cas xëy na mën nañ ko gérer mais bu xasee dem bu bëri ba yegg ay centaines de cas kenn ñaanu ko day nekk lu metti te ñun li tey na bu doon wax sànq benn institut rek li ñu am boo xam ne mooy gérer maladie infectieuse donc nañu ñaan rek patients yi mën yem fii nga xam ne duñu yokk macha allah am na solo loolu corona de daa ànd ak coow loolu waaw li may yokk rek mooy comme ça que kooku sax xaw na koo junj nee na affaire bi dafa xaw a niroog grippe mën nga am sax grippe sax commencé tiit non mais c'est beaucoup de paramètres en même temps parce que yow mënoo jógee ci la gële ay cat waaye ci la dinañ màbb bàyyi leen non Mbacke ay nit yàlla ngay bu leen ma jaxasee wax ci la de Mbacke si la mii lay wax Mbacke si la mënul nekk ci la gële gisu fa kaaw corona déggu fa kaaw corona gisu fa gan bu jóge Paris ñëw moom demul ñëwul jékki-jékki commencé soj di xalaat corona day yaakaar ni ngelaw li mën na koo indi waaw di yaakaar di yaakaar corona boobu en fait beaucoup de paramètres la doo ñëw rek ne tell rek na rajax tell rek na damm na il faut que nga xool vraiment investigation xool ba pare lii pneumonie la pneumonie virale la bien vrai que mën na jege grippe mais c'est deux choses qui sont un peu différent parce que da lay tere respirer bu baax a baax da lay tere nooyi ñàkk beeg fièvre bi donc su ko nit amee moom amaat na nga xool ndax voyagé na jege na koo xam ne dafa voyagé woon wala voilà yooyu paramètres yooyu yëpp nga war a xool balaa ngay alarmer effectivement waaw loolu de mën na cee xam nga dégg teel ne damm na moom baaxut xam naa loolu nga bëgg a wax voilà intox moo ci bëri c'est-à-dire tey jii comme ni ngeen wax léegi li ma si jot a xool yëpp nee nañ c'est pas un virus qui voyage dans l'air loo xam ne day def nii ci air bi quoi donc la plupart contact moo koy joxe donc man je me dis que tey maanaam contact ak ay yeneen yu bari waaw non contact mooy jege parce que déjà comme nee nañ même sax ku la koy jox si ay sëqët sax am à peu près fu mu nekk distance waaw mais bu taxoon ci loxoom nee nañ bu jàppee ci loxo buntu loxo mën na ko faa bàyyi bu jàppee ci raamu escalier mën na ko faa bàyyi bu naanee ci kaas nga naan ci mën na ko faa bàyyi kon nag ça va loolu contact mooy contact waaw ay maanaam damaa bëgg wax contact direct yi ak contact indirect yi waaw maanaam foog gaa yi xam ne du en fait du luy voyage ci air bi waaw te tey ji en fait tey règles yu bëri yoo gis ñu koy wax c'est des règles de bienséance c'est des règles de yoo xam ne da nga ko war a conserver dans la vie de tous les jours du ko affaire de coronavirus wala leneen parce que li may wax à chaque fois en fait il y a tellement d'intox ci virus bii ba ñun nous sommes en Afrique on oublie que nous sommes en Afrique on a vécu pire et on continue à vivre pire dañ koy dund donc tey jii li may wax rek c'est que su xewul Afrique rek day am buzz ci àdduna bi dëgg la léegi yaa ngi wax naa keroog bi ñu koy wax sur corona bi ñun suñuy bakken amul yenn valeur ci àdduna bi il faut le dire Ebola c'est de 50% des cas ñoo doon dee te mel noonu ni mel nii ci àdduna bi donc comme psychose bi mais Ebola moo gënoon a néew yu mu dugg
ay réew yi mu dugg moo gënoon a néew. ci période bi muy tasaaroo noonu. tout dépend rek parce que xam nga tey jii suñuy wax amaana tamit xam nga tey jii la suñuy wax la Chine suñu waxee la Chine tamit nekkul Chine bi yëpp. waaw nekkul Chine bi yëpp. non. c'est une Wuhan la ñuy wax. waaw mais actuellement nii ñaata réew la ne ci àdduna donc léegi dem na ci ay dem na ci bëri. daanaka mën na téeméeri réew. parce que xam nga tax impact bi grave parce que tey jii. en fait la Chine dafa nekk une plaque tournante dans le commerce dans le monde. tout à fait. lu bëri lu ñuy utiliser suñu yeewoo Chine lay jóge. donc maanaam loolu tax loolu moo indi psychose ba pare parce que derrière cette épidémie là dafa am des intérêts économiques dafa am yeneen yoo xam ne tey jii mooy doxal àdduna bi donc man li am solo rek pour man fi ñuy war a toll nii. bi njëkk mooy vigilance. bàyyi xel. ñaareel bi mooy fexe am les règles d'hygiène yoo xam ne su fi coronavirus nekkee mu ñàkk fay nekk. dañ koy suivre. maanaam dugg sa kër raxasaat sa loxo. sooy sëqat nga war a taf sa bakkan ak yooyu loolu yëfu nit dong la. yëfu nit nite la nit ku yaru dong la. soo jugee foofu tamit laisser aussi la parole aux experts et aux professionnels. ñu wax parce que tey jii ku jóg wax. fan yii passé dañ interviewé Jürgen Klopp ma entraîneur Liverpool. bi ñu ko interviewé mu apporté une réponse boo xam ne man dama ko lire ba dama refaat mu ne pourquoi gars yi di ko laaj mu ne ko lu ma ci xam nag laaj ma ci Liverpool laaj ma ci football bi laaj ma ci match bi parce que am na y a des choses yoo xam ne dans ce monde dafa sérieux te quand c'est sérieux ñun nag loolu lañu war a xam moom waaw quand c'est sérieux dañ ko wax laaj professionnel donc émission bi jarul yàkkamti jarul njëkkante parce que tey jii maanaam ñi xamul ñooy yokk psychose bi li ma la wax sànq maanaam am na benn moment soo xoolee internet bi comment ça se passe da ngay yaakaar ne soo génnee su ngelaw rombee da nga koy xëñ daanu dee te foog nit ñi xam ne c'est une maladie comme les autres maladies donc tamit soo setee amaana suñu borom mën na la cee musal waaw mën na la cee musal bu baax a baax donc li am solo rek mooy sama genre gi nga xam ne xamuñ ci lu bëri ñun nañu toog kaw turbine di mag suñuy keram te góorgóorlu ci set cet gi am mu leer góorgóorlu ci cet gi dëgg la loolu donc merci Papa Prof waaw xam nga affaire bi Papa Sa am na lu mu ci laal tuuti man je trouve que c'est purement politique lu dara lu leneen lu politique économique dong la lu leneen lu xam nga affaire bi Chine la am ci benn région lu nit ñi njëkk a def ñu am doole jël seen ay ressortissants génn leen foofu et il savait que période d'incubation 14 jours la yow nga xam ne kii am na ci dëkk ñoom ñoo la gën a xam ne que benn affaire boo amee ci benn dëkk kenn waru fa dugg kenn waru fa génn ils le savent mooy premier principe lu tax ñu jël seen ay ressortissants parce que xam nañu ne que affaire bi du lu graaw impact économique bi moo gën a graaw ko impact bi muy def ci nit ñi Chine un tiers li di jóge ci àdduna yëpp Chine lay jóge dëgg la même produit yeneen dëkk yi yëpp léegi lu ñu def dañuy ralentir économie chinoise bu économie chinoise ralentir économie monde bi ralentir dans quel but waaw loolu kay yow lañ koy laaj dans quel but loolu nag xoolal kuy xëcc kan mooy xëcc xam nga léegi la su ma lay dégg damay xalaat ne làkk wi àdduna bi si di làkk waa àdduna dégguñ ko waaw ñoom itam fomm yi ñuy foyee li ñuy foyee nit ñi dëkk àdduna dëggantaan lañ ko def voilà man nag ngir ma bañ a dugg ci loolu damay wax li ma tollool rek waaye yow da nga may yóbbee ci ay xalaat ak ay defe naa ak foog naa yoo xam ne day compliqué daal am nga affaire bi lii lan lay jëriñ def benn panique mondiale tiital ñëpp mais affaire yëmul ci panique dong de mi ngi def ay fait non amul tey bu ñu la waxee Italie ñaata nit la fay rey non léegi chiffre bi ñu lay wax dafa rëy lool fi mu ne daanaka Italie moo nekk deuxième bu Chine jàllee moo ci te bi mu fay door dugg quatrième position la parce que xam nga lu tax c'est par rapport à la population italienne c'est une population vieillissante waaw loolu am na ci waaw xam sëñ bi xalal léegi gis nga affaire lan moo xew ba ñu bëgg màggat yi wàññeeku ci àdduna bi du màggat parce que bu dee affaire bi ay mag lay rey du affaire màggat non du que ne ay mag lay rey de c'est par rapport ak sa immunocompétence voilà parce que yow sa yaram su dëgëree mooy loolu loolu tax ñu naan la phase d'incubation c'est de 7 à 14 parce que plus sa yaram di dëgër mais li ñu waxagul mooy waxuñu benn xale bu mu rey pratiquement ñi mu rey ñëpp ay mag am na mais en tout cas su ñëwee sa yaram fekk nga yoroon benn feebar moom tu es plus exposé waaw mag de moom mag rek doy na feebar day te gars yi nee nañ ñemewul moo tax ma demee Jurbel mu tàng jër man leen yéen nag fi mu ne yéen a ngi dara aka tàng yéen moom mucc ngeen macha allah Mbacke xam nga affaire bi li mu indi sur le plan économique moo gën a grave li mu indi sur le plan sanitaire léegi àdduna bi mu ko nar a xoolal léegi nag loolu mooy kan lay bénéficier ralentir la Chine
kan moo ciy bénéficier. kan mooy wàcc kan mooy yéeg. waaw am na lu xew am na ku ñu bës am ko na yéeg. kuy kal si dépp xoola léegi kan mooy kal moromam. parce que xam nga leen lu ñu jàngal. crise financière bi mujj. nga xam ne monde bépp la daal xam lu ko indi panique. la crise financière bi mujj te li ko wax man waxuma ko. le ministre des finances bu États-Unis Timothy Garner moo ko wax. les crise financière bi li ko indi. li nga wax mag la garaaw ñu wax waxi gone rek. kaay ñu waxtaan léegi nag xoolal panique bi ñu def ci coronavirus bi kan lay jëriñ. loolu lay wax. d'accord. gis nga wax jooju bu ñu ko réglé rek réglé nañ coronavirus. am na solo en tout cas ñun daal dañoo am ay feebar yoo xam ne mi ngi fi woon coronavirus moom ñun ci riir mi lañ bokk. xam nga nag say ci rabi jàmbur moom ñun dañ koo mën lool waaye dëgg-dëgg la muy def ci yeneen réew ya defu ko ci suñu réew yàlla ba mu ko fi def defu ko ci Afrique sax la ñuy wax rawatina der bu ñuul yeeg yooyu moo tax am naa ko mën a waxtaan mu ne ma bu dee virus bi ay nit a ko defar ma xam ne kon dañoo juum ci calcul bi ba boole waale wuñ ci nit ñu ñuul ñeeg yooyu en tout cas bu dee lu ñu créé itam dafa ñuy suulal lu bari lu ñu amal solo man barki dem damay xalaat ba mu yàgg ma gis accident yi li muy rey ci réew mi ma ne accident yi moo raw coronavirus ci li muy rey maanaam fi mu ne effort bu ñu def ci corona rek waroon nañoo def fukkam donc ci accident yi. ñun dañoo am lu ñu doy sax paludisme. waaw paludisme ak yu bëree bëri vraiment. ñun grippe ñun am problème. te xoolal malaria bu ñëwee fii da ngay gis kenn kër ci biir mu am paludisme soo moytu kër gépp dañ ko. te xoolal et pourtant xoolal defuñu ko problème bu garaaw. duñ ko te gis nga noonu mel noonu duñ ko amee ñun muy nekk malaria. noonu la seen dëkk yi am façon grippe boo xam ne chaque sedd day am chaque année dëkk bu ne am nga benn problème boo xam ne dafa spécifique ci sa région parce que xam nga ñoom dañoo tàmm température bu baax voilà léegi grippe soo ko amee day yéegal sa température imaginez ku tàmm moon nekk si ay 0 degré ay 2 degré yow sa yaram def ba fièvre day mel ni kaas verre nga def si ndox mu tàmmital ndox mu xëy suba def ndox mu ñun nag tàngoor dañ ko tàmm ñun waaw mais nag luñ ko ñàkkal solo aussi ñu jëlaat ko jox ko importance lool quelque part ndax itam ñun dañoo mën a néewal ay yëf te xam naa ne ñun moom feebar buy wàlle mucc ci rek moo ñu jik ndax ñun dañoo ñemee ab jonjoo lool ñemee njaxasoo lool ñemee nangam ñun vraiment suñuy xew bari nit sax danga yor kaasu café nit ne ko ma mos ci ma góox ci da ngay jàpp ne kaasu café sax da ngay mayee naan papa doo ko seet nga xam ne ñun xamuñu li ñu war a bokk ak li ñu war a bokk ñun daal jàmm ñu jik dëgg nag jàmm ñu jik waaw est-ce que jëlewuñu ko ci diine waaw bokk boobu est-ce que jàngewuñu ko ci diine waaw ba tey loolu tam xam nga problème koy gën a xam nga seddoo kaas ci xam nga dañ ko jàng seddoo lekk donc xam nga tey ji loolu bu ñu bëggee ñu indi ñu ne ko nag léegi dañ ko war a bàyyi est-ce que duñu nit problème leneen la parce que xam nga loolu tax ma ne affaire bi jaan yi ci laxasu dafa bëri dëgg la de moo tax nag professeur dana jaadu léegi bi Seynab di wax ci docteur boobu muy wax que ne buy wax dañoo war a Moussa Seydi dañoo war a bàyyi ñëpp déglu ko mu wax dañ ko war a jox nopp même waxkat yeneen yiy wax maanaam tey imaam yi war nañoo dem wuti ay information yu wér ci yi nga xam ne mooy am bu ñëwee def ci seen i xutba maa ngi gis sax ak kuréelu imaam goo xam ne dem nañ seeti ministre bi toog waxtaan ak moom ci feebar beeg yu demee noonu def ci ay xutba ndax tey xam nga lu xew ci àdduna bi bañ ne Arabie Saoudite tëj na ay buntab umra amatul siyaar amatul nga jël réew mu mel ne Iran julli àjjuma ñu suspendre ko fa ci ay dëkk yu bari yoo xamante ne dañ ne duñ daje di julli àjjuma ndax mbooloo yi nga xam ne mooy daje kaaba gi sax gis naa ñu wërale ko beneen miir bu ndaw boo xam ne léegi kuy tawaafati doo laal miir bi wala ngay laal mbalaan mi ndax bañ ñu bàyyi fa ay virus loolu ñun mën nañoo toog suñu ruq yi ñàkkal ko solo waaye àdduna nag am na dimension ruq boo xam ne am na ci solo loolu moo tax li ñuy jeexale dañu bàyyi rek bu ko defee ñu joxe conseil wala li nga xam ne jot nañ koo dégg ci docteur yi ñu lancé ko pour nit ñi gën koo moytandiku donte nag moytandiku gi tegtalu ne dañuy tiit ba jàpp ne mi ngi fi waaye ñu moytandiku waale feebar yëpp man li ma ci njëkk wax mooy xam nga lislaam danaan la boo yeewoo suba na nga raxas say loxo te pourtant dara xewagut waaye danaan la boo yeewoo rek bala ngaa def dara na nga raxas say loxo ba mu set ñu ne ko lu tax mu ne xamoo sa loxo yi fan la fanaan c'est-à-dire ngir di la moytandiku loo moo tax bu sa loxo tooyee bul ko jox nit yu baree bari ñu jàngal ko nit booy ti sool yi na nga dumóoyu wala na nga dar sa gimiñ te soo yooyu moom leneen la mais da ngaa war a góorgóorlu sax ba son du génn ak yu baree bari sëy na li nga wax dafa am solo parce que ay mesures la yuñ fi teg di félicité waat comme sànq rek ni ma ko waxee waa ministère de la santé parce que am na feebar bi nu mu doon def ñu tëju fa ñuy tëju di def seeni affaire expert boobaa ñun duñ ci jariñoo mais li fait que chaque jour man loolu bi ma koy gisee fan yi dama ciy kontaan chaque jour ñu indi la benn circulaire wax la fu feebar bi toll ak yan jéego lañ ci def loolu dafa am solo
et puis mesures yi nga wax rek gars yi respecté ko set gi surtout suñu dëkkuwaay des fois promiscuité bi dafa doy waar même bu dul kii bi ñuy wax ni corona bi ñuy wax ni tuberculose ak fi bari na fi nit ñaa ngi koy amee nu ne parce que dëkkuwaay yi dëkk dafa war a am lumière dafa war a yaatu ubbi buntu yeeg yooyu c'est vrai que des fois situation économique dina yóbbee nit leneen mais daal pour man sa wér-gu-yaram moo la war a gënal lu ne. effectivement merci Seynabou Papa. waaw man de li may wax rek mooy règle bi si ñëpp di préconiser. mooy li nga xam ne cas de virus wala non virus noonu la ñu war a dundee. c'est une histoire d'éducation c'est une histoire de bëgg sa bopp. bëgg sa bopp donc nañu set ba pare vigilance ba pare bi ci gën a important ñii xam nañu wax ñun ñi xamul ñu noppi. très bien am na solo ànd. waaw man daal li ma ciy dolli mooy que ñu gën a bàyyiwaat suñu xel parce que sànq Nabou dafa wax lu am solo muy li mu naan tuberculose bi nit ñi ngi ko gi parfois da ngay gis sénégalais bu demee hôpital rek dañ koo jagar yow da ngay gis yenn saqat yu métti yoo xamante ne yow mi dégg kii saqat yow yaa koy tiital mais moom da koy def lu naturel daal comme si moom dafa war a saqat normal donc ak communication bi tamit mu jaar yoon ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñu jiite ñoom ñoo xam li xew ñoom ñuy indil ay information yu leer ñu ngi leen di applaudir nag ci information quotidienne yi mais muy gën a di leer ñuy wax li nga xamante ne moom moo am ak anam bu sell boo xamante ne noonu la ñu koy waxee ba kenn du gis sa bopp ñi nga xamante ne xamuñu comme ni Papa sa waxee ñu noppi rek te xaar ñaani waaw xamul da ngay noppi man daal li may jeexale la waa ji dëkkoon Medina wax ma ne ko lan mu ne ma nit ñi nga wax coronavirus set waaw ku yeewu gisul ndox lu muy mu ne ma mais sëñ bi ñun guddi ba guddi la ñu am ndox waaw ku yeewu gisul ndox lu muy ndeysaan yàlla baax na ma ne ko nag xanaa ñu def ñaan rek waru ànd laay nee ñu ñaan ànd laay te jeexal wax ji moom mi ngi ci ay ñaan nu may def man de set gi laa naroon wax dañ yokk set gi rek waaye li professeur wax kat mooma daaj léegi amul ndox waaye nag xam naa ne néew na nag léegi moom nit ñaa ngi góorgóorlu bu baax amul ndox tamit nga xool si ndoxu géej gi xorom kese la boo ko raxasoo sax au moins dina set set moom dinaa yéem léegi gel alcool soo demee soo wëree fan mais gel sax moom nga raxasu ba set foog naa moo gën wóor sax gel boo paree nga def ko gel yi nga dollee ko rek mais day nekk complément quoi. très bien am na solo de en tout cas daal mucc daal jar na lu ne yàlla nañ mucc ñun ñëpp réew yi nga xam ne ñu ngi koy dégg te doomi sénégalais yi nekk fa ñoom itam ñoo ngi leen di masawu baax a baax di ñaan suñ borom def jàmm am ci àdduna bi ndax jàmm moo jigee ku jàpp ne sa ruq rek mooy am jàmm nga mucc yaa ngi nax sa bopp ndax àdduna lépp daa nekk mel ni penc léegi lu ci mën di am corona moom mi ngi noonu na fi jaar te wéy ba jeex fi tàkk ni nga xamante ne ay moroomam noonu lañ fi doon jaare di jeexee àdduna bindoo noonu waaye lépp dana jeex ci jàmm incha allah sant leen gërëm leen jaajëfal leen dem jëli publicité bi door a ñëw dalal suñu invité. Kids Palace, l'un des plus grands centres commerciaux de Dakar avec des vêtements et chaussures tendance, les meilleures offres de jouets pour les plus petits, des meubles design et de qualité importés du Cameroun et de l'Afrique du Sud, des espaces de jeu et un restaurant convivial pour toute la famille. Kids Palace, shopping et loisirs autrement. jërë ngeen jëf bég nañ ci yéen lool santaat gërëm bu baax a baax Kids Palace suñu partenaire boobu ñu àndal bég ci yéen ñi nga xam ne yéen a ñu doon topp ci li nga xam ne moom la ñu doon jéem a firee ko faram fàcce ak yéen suñu ñaari article yi ñu indi woon benn bi article la boo xam ne waa Seneweb ñoo ko indi doon waxtaanee lu jëm ci wàllu tabax bâtiment yeeg yi nga xam ne moo ci ajoog ni ñu ci war a bàyyee xel beneen bi ci des di émission boobu nga xam ne mooy Kasabor di am fii ci RTS 1 waaye itam nag ñi doon waxtaanee lu jëm ci wàllu coronavirus mooy booru virus bu am doole woowu nga xamante ne tàmbali naa lëmbaaji àdduna bi waaye ni ñu ciy waxtaanee ci taabal ji ñun day xaw a nuroo léeg-léeg ak ni ñu ciy waxtaanee rek ci garam place yi
ndax xëy na ñu bari ci ñun suñu xam-xam bañ caa màcc lool waaye nag li nga yàgg a dégg ci ngay joxe say xalaat waaye ñun li ñu ci gënoon a yitteel rek mooy mu jaar fi ñu waxtaan ci waaye nag gën a jëmale suñu wax ci dalal suñu xel ak mel ne ku ko ñàkkal solo te jox ko solo lool waaye tiitaange gu rëy dana feebar nit ndax léeg-léeg nit dëgg a koy jam mu jàpp ne jaana ko màtt boo moytul moo koy dee loolaa koy rey waaye jaan sax mën naa màtt nit mu jàpp ne dëgg a ko jam boo moytul mu jaaree fa wér ñi seen xam-xam màcc ci wàllu santé ñooy xamal ne dal xelum nit ki daa bokk ci soins yi nga xamante ne moo koy njëkk a régleel problème bi ba mu wàññeeku ci xaaj bu njëkk bi loolu rek lañ doon jéem a doxale noonu dellu si nag ci deuxième partie bi mooy waxtaan ak suñu gan di Hamdy Ridial nekk koo xamante ne artiste la ñu war a waxtaan ak moom ci lu yaatoo yaatu dégg nañ ko ci xaaj bu njëkk bi Hamdy ñu ngi lay nuyuwaat. waaw maa ngi leen di fay. jërëjëf. di waxaat di yeesalaat sama kontante ci teew tey ci kër gi. jërëjëf. bokk ak yéen plateau bi macha allah ak sunu njegemaar yi. ñaaw li ak sunu grand yi. ak sama grand bi nga xamante ne moo di Pëpësa. ki ma yàgg a suivre. déjà bi ma tëllee macha allah rek li ma gën a frappé mooy que ni ndeysaan koo xam ne nga ko doon gis télé tout le temps di déglu ay soundam di ko enjoy tey nga dem ba bokk ak moom plateau tey di yaatal ak moom muy apprécier li ngay def loolu déjà daf ma apporté lu garaaw ci man macha allah quoi loolu moom wax dëgg yàlla. mbégte la daal. rafet na loolu am na solo ñun tam am nañ mbégte lool ci dalal la xam naa dañuy daal di ñëw rek waxtaan ak yow bu baax a baax ni nga ràññee Pëpë ñu ràññee la noonu askan wi baree bari itam di la bàyyi xel maanaam kan mooy Hamdy Ridial. waaw Hamdy Ridial dama koy wax tout le temps rek comme ni ma koy waxee ci yeneen télé yi rek. Hamdy Ridial benn nit la boo xamante ni ku woyof ku jël boppam jox ko ñëpp. macha allah comme ni ma koy waxee tout le temps naan Hamdy Ridial benn basang la rek ku ñëw rek toog. boo gisee lu la arrangé nga toog boo gisee lu la arrangé nga dem. maanaam ñëpp laa boole. bëgg soppandoo ñëpp ubbeeku. yaatal sama bopp voilà quoi. bi nga commencé musique ak léegi kañ la. bon bi ma commencé musique ak léegi ça fait presque booy xool depuis 2006. parce que maa ngi commencé par le rap j'étais rappeur. rappeur nga woon. bokkoon benn tey de guitare nga indaale. waaw rappeur ak guitare wala waaw ay ca. bokkoon benn groupe bi ñu doon wax Diffel Clan. mbootaayu dëmm yi. waaw mbootaayu. mbootaayu dëmm yi Diffel Clan. waaye bokkatoo heureusement pour ñun. voilà nekkoon di ko def ak sama benn frère ak samay bro yoo xam ne ñoo bokkoon koñ bi ñu nekkoon tout ça ci loolu laa commencé. après ma dem ba ci biir ma xam ne bon voilà pourquoi pas ma jéem a def beneen affaire. ma ne pourquoi pas ma jéem a commencé way bi ma commencé way nag ci laa jékki-jékkee ma ne léegi comme que maa ngi commencé way xaar ma ut benn instrument. guitare dama ko mës a bëgg parce que temps ma nekkee xale tout le temps dama doon rêvé naan. su ma màggee yëpp bëgg naa ko def bëgg naa jouer film bëgg naa def ay publicité bëgg naa nekk artiste bëgg naa nekk compositeur affaire yooyu te macha allah bi ma demee ba nekk yooyu yëpp dama toog ma kontaan ma ne rêve américain. te loolu yëpp macha allah nekk réalisé wu na quoi macha allah quoi. donc ba tey ci musique bi la ma yàlla xiir à part musique bi je fais du cirque loo xamante ne amul Sénégal. mooy lan cirque mooy lan loo xam ne Europe la am. voilà très bien. voilà waaw je suis jongleur. ñi di dompte gaynde yi di tël ay waaw voilà da ngay def loolu. je suis jongleur acrobate voilà en même temps je suis encadreur dans les écoles français américains tout ça au niveau du cirque quoi. donc maa ngi fépp quoi. très bien léegi ci laa commencé jël guitare di wayantu nànk-nànk. voilà affaire yi ñëw ma ne comme te léegi def naa rap. léegi maa ngi way xaaral ma laal ci affaire dansal. sama premier single dansal la reggae dansal muy bu ñu yàlla baalulee. parce que loolu ba ma koy bindu jamono yooyu bon idée yi mi ngi ma dikkee ci comportement nit yi ni ñu mel. son bi di dem ba nii son bi mu génnee mi ngi génn jamono yooyu noonu ay 2006 laa commencé. mais son bi mi ngi génn ay 2009 comme ça boobu mooy sa premier single waaw sama premier single quoi. mais son bi jamono jii nii la gën a nekk actualité. lu tax loolu. parce que jamono ji nit yu mel maa ngi ci naan ñun de bu ñu yàlla baawalee xaw ma fu ñu jëm. maa ngi naan ku la gën a maanu ku la daa ko wax ci lu ko neexul. kooku moo la dàq kii daal. xam nga tu vois après ma ne du ñu pousse du ñu passe du ñu dem ba noppi bëgg la yàqal. bu ñu la séenee ngay ñëw ñu naan waa jële dafa bari tiitar. nga romb leen ziar leen. ñi mën ne comme si dara xewul daal nit yi noonu lañ mel léegi. xam nga da ngay seet benn Hamdy Ridial fële di ñëw nga naan waaye xoolal Hamdy dafa bëri tiitar gaayam bii dafa soof nga romb leen sama gaañ la waa mais Ridial naka waaye ñuy gis clip bi ñuy gis affaire loolu léegi nit yi dañoo faux. non dañoo faux. loolu dañ ci war a bàyyi xel quoi. donc mooy premier single bi ma def
après ñu dem ba ci biir ma génne beneen deuxième single tuddee ko Lovely Man. gis sama yaay cofeel bi ma am ci moom. ak njàmbaaram. ak ni mu bëggee njaboot. ak ni dama naan tout le temps man bépp jigéen bu may conseillé naan la da nga war a baax rek man nit yi dañuy ne Mame Diarra Bousso ku baax la. mais man dama naan man képp ku jigéen ku may conseillé dama naan melal sama yaay. parce que mooy jigéen joo xam ne macha allah ju mën góor. sama papa dafa teel a génn àdduna mais mère bi moo teel a géré. musul ñaan musul dem musul dikk foo ko fekk daf ñu jar quoi. ba loolu moo dem ba nekk ci ñun. man bi may xale loolu ma jëkk a jàngal ay tuuri mbalit. ay raxas ndab. ay affaire yooyu di génn tuuri mbalit sama gars yi naan waa ji moom dañ borom ñaari tur yi la xool leen ko bi ngi tuuri mbalit. ma doon naa ko bañ tuut doon na ma jeune mais après dama xam ne tey li mu ma jëriñ. tey damay tilim la may photo sama bopp. sama appartement bi ma dëkk damay ñëw gis ndab yeeg yëpp tilim affaire yooyu noonu. léegi damay rus sax ñëw naan jigéen waaye doo ma raxasal man maa koy def. raxas man je cuisine bien. su ma la toggalee ceebu jën wala beneen affaire nga ne nu mu demee nii da ngay rus sama gaale dem naa ba léegi ku ñu wóolu ba tabaski ba korité man maay ñëw gérer xar bi fees ko defar ko toggal leen laqal leen ba pare toggal leen añ toggal leen reer raxasal sama yaay ndab yi après ñibbi tu vois voilà quoi donc yow kat waar kàll kat loolu de moom dañ ko bëgg léegi gannaaw parce que bu njëkk dañ naan la toogal ma def ko waaye léegi boo koy def dañ lay tàccu ne la yow yaay góor gu baax na man de xaw ma ñun ñi mënta togg mën a ñëw fóot fuñu jëm gannaaw góor léegi day mën a togg mën a fóot door a doon góor gu baax parce que loolu ci yar la rek loolu ci yar la rek yow kay moom yow kay gàcce ngaalaama ñi lay apprécier kay laay wax ñi nga xam ne bu góor mënee togg mënee fóot ñu ne góor gee ko yor nga la ñun non noonu la fa demee parce que toog naa mos naa toog benn jigéen di waxtaan ak moom ma wan ko samay statut benn affaire mu ne ma yow yaa togg li ma ne ko waaw mu ne ma yow de xam naa ko la am jëkkër du sonn day wàcc ma ne ko yow ñàkk jom yow xoolal ma lii rek lii laay wax xam nga. am na solo am lan moo nekk sa kanam actuellement. bon li nekk sama kanam actuellement mooy que ni bon maa ngi pare ay projet maa ngi enregistré sunu label Rock Team Music ay morceaux waaw Chérifou maa moom ñoo dëkk mooy sama jumeau ak Job sa brand voilà di voilà. suñu waa koy Job sa brand yow da nga xam sàngal kam bu melomaan la Seydou waaw moom naa Seydou maa ngi koy nuyu au passage moo Job sa brand ay ñoom Yaas mi nga xam ne mooy manager u gars yi ak sama doom ji Jeyla waaw Jeyla borom Dameel waaw macha allah di nuyu ñëpp ay ñoom Ziza ñi nga xam ne ñooy jàpp ci vidéo yi parce que Rock Team vraiment tamit xam naa émission bi du ma permettre ma wax lépp mais dañu nekk label boo xamante ni macha allah label boo xam ne la ñëpp ciy jàpp dañuy ne dañuy togg yaasa kii indi ceeb kii indi diwlin kii indi soble kii indi jën kii ñu song ko ñu ne kaay leen ñu defar benn it dañuy jàppalante quoi peut-être label yëpp am na fa Sénégal mais ñun Rock Team noonu lañ mel dañuy ñëw nit day doo ñu dama bëgg ngeen dimbali ma ñu jàpp ci ñu poussé la fexe ba yow nga génn moo tax macha allah boo xoolee année bi yëpp lu fa génn day génn même pas une semaine mu def 1 million 2 millions voilà quoi ba ci vidéo bi nga xamante ne moom laa def moom bi ma joué ci guitare yi mooy Jayla bi ma def ak moom ci car rapide bi actuellement mi ngi ci 5 millions et quelques vues macha allah loolu sur YouTube man maa joué guitare bi voilà booy gis na taan fii xale bi ba nga man maa nekkoon ci car rapide bi noonu maa joué guitare bi ci morceau bi sur ça quoi donc loolu waaw man déjà damay di féliciter parce que dama ciy profiter surfer waale pour féliciter waa Rock Team ñëpp parce que Chérifou yaakaar naa sama compilation la njëkk génne ma produit en 2015 ak jeunes yi Tëngéej parce que il est de Sangalkam donc soo gisee fi ñu jógee ak fi gars yi yëg si léegi da ngay xam ne ay jàmbaar la te li muy wax noonu solidarité moo leen mën a jox loolu yëpp donc di leen féliciter déjà donc man dama am ñaari question parce que yow da ngaa bëri casquette waaw xam nga bëri casquette donc benn bi njëkk bi mooy soo casquette ak casquette auteur compositeur chanteur guitariste jongleur acrobate yow lan nga. waaw en fait non en fait xam nga ni ku nekk am nga loo moom am nga loo doon. lan la ci benn ñaar mooy le cirque au Sénégal. ñun xamuñu ko noonu au Sénégal maanaam lan moo la ci yóbbu ak nan nga ci comment peut-on se former pour nekk ci cirque au Sénégal. bon laaj nga lu am solo loo xamante ni tey dama naan macha allah bañ nekkee ci affaire bi ba léegi nit ak ma koy doog a poser question nii ci comme télé ak yooyu. parce que cirque dafa nekk affaire boo xamante ni Sénégal fii gars yi xamuñu ko waaw lu extraordinaire lu garaaw la européens yi ñoo ko xam cirque bi mi ngi commencé emplir des enfants man li ma ci dugal mooy que ni
man dama mës a bëgg aar parce que bu ngeen xoolee man kër gii nii di RTS man kër gi sama kër la ndax Aïssatou Lo xam naa war ngeen ko xam man Aïssatou Lo mooy sama yaay voilà maman Aïssatou Lo mi nekkoon RTS fii waaw keroog ba ma njaag dalalee ba ma ko expliqué mu ne ma non yow mënoo ñu woon wax loolu comme da nga doon kii ma ne loolu baax mooy tu vois moom def na cinéma def na théâtre j'ai des oncles yoo xamante ni c'est des musiciens ay guitaristes lañ def na théâtre sama tonton André Lo moom mi ngi fi mi ngi fi tout le temps tu vois tonton André Lo mi ngi woon Mexique bokkoon na ci ñun dàqoon guitare comme boo ñëwee fii nga ne Jimi Mbaye mais boo demee Mexique ak mexicain yi ñu mënee guitare kooku gauche la daan guitare tu vois man yooyu noonu ay tonton Bassirou Lo voilà dama jur gi famille léegi théâtre nag man moo ma yóbbu ci cirque bi parce que bi ma nekkee lycée Limamou Laye dama bokkoon ci club italien bokk club anglais bokk club français club anglais bi ma ñëw Limamou Laye daam fa ferek di ferek sob bu fexe ba bokk ci biir club lycée bi compétir fa RTS mooy IELA mi ELA man maa doon imité Mansour Mbaye mooy première édition bi tu vois ñu jëloon ko final affaire yooyu voilà très bien man la woon xam nga loolu noonu théâtre yooyu noonu ma doon def moo ma dugal ci cirque maa ma benn copain bu ñuy wax Karim nekkoon danseur doon dem di def cirque affaire yooyu mu ne ma mais booy pourtant yow di nga safee xorom bëgg affaire de comédie pourtant damay fréquenté ay gars dañuy def cirque ay acrobatie affaire yooyu noonu pourquoi pas nga ñëw présenté wu war a waa nañ dem xam nga cirque am na lu ñuy wax kulum mooy ku gën a dural ma ñëw gars yi na ma yow la nga mën man leen li ma mën jox leen ma rek gars yi defal ma audition toog ba joué gars yi na ma yow doo dem mujj gi ñu ma fa yóbbu woon ñëpp a dem daw man ma des fa ba tey voilà di muñ ba tey yàlla dimbali ma nekk ca dem ci moo ma permettre ma dem représenter Sénégal l'Afrique a un incroyable talent première édition bi tout ça voilà quoi ak affaire yu bari macha allah waaw macha allah papa wala preuve waaw léegi bon vraiment ñu ngi lay remercier ci sa ñëw mais man seen clip boobu nan ngeen ko defee parce que c'est vraiment c'est très original. Non, j'aime bien le son. Et puis am na problème bi. Et puis non du question sax mais am na problème bi. bal jàmbur léegi nag mu daa faa léegi nag ngay tooñ. c'est pas la personne. C'est pas la personne. C'est l'œuvre artistique. La simplicité dafa simple. C'est l'œuvre artistique. man dama laa faa. man gis nga xoolal c'est l'œuvre artistique moom xam nga moo am solo ci. xanaa faa day lu garaaw de. non xam nga mooy da kaa sopp. non xam nga daa mel da koo nanguute de. xam nga sopp du nit ki. d'accord xam naa la œuvre bi quoi xam nga problème bi dafa wane loo xam ni ñun ñoo ko moom quoi xam nga imité wuñu dara quoi indiwuñu loo xam ni day jugee ci bitim réew une sénégalaise bu taxaw sol yëre Sénégal carapit Sénégal ñuy jouer guitare xoolal mais xam nga dafa nice quoi. effectivement xam nga ñu suñu seen clip yu bëri yéen da ngeen di toppatoo ay jazz yi toppatoo ay waay xoolal yéen waay xoolal xam nga boo seetee clip yu bëri dañu jël ay blow ay xam nga wane ay gis nga loo xam ne bokkul ci ñun quoi ñoom ñu génnee loo xam ne vraiment c'est Sénégal xam nga concept boobu kan moo ko kii quoi. bon loolu Zizar moo koy def mooy Zizar ki nga xam ne moom moo géré lépp li nga xam ne mooy clip yi Rock Team moom macha allah yàlla da ko may ci côté boobu création man bañ na ko ba bu ma woowee ne ma di jàll kaay xool dama xam naa yow Imaam dama sonn ci yow loo def baax na loo dugal baax na mu ne ma non ma la ko non parce que moom dafa am ay idées yu garaaw sama boobu li mu dikkee mooy que ni dañuy toog yaas job ko ak Jeyla ñu prise ko ñu ngi koy dugal ci studio bi noonu fekk man maa ngi toog ba jékki-jékki man dama bëgg guitare rek man saa yi gars yi di jouer rek foog ma ñëw même boo ma laajul sax musique kenn day ñëw di dugal studio rek ma ñëw guitare bi rek jàpp ci benn affaire yi commencé solo mu neex ko mu ne waaye dugalal lii ma dugal gratuitement Jeyla bi noonu la demee dañ toog ñoom ñi indi idées yi ku nekk di joxe man ma ñëw na leen waa mais yéen pourquoi lii comme ñoom Chérif def nañ ko ñu composé ko ak affaire ma ne mais bàyyi lañ ma dugal ligne guitare ñu xool Polyman voilà Polyman la beatmaker li nga xam ne moo nekk kër gi famille ñoom tamit nekkoon foofu di yëngal Gambie léegi ñu fecc Sénégal ñu Rock Team moom beatmaker la moo ma formé ci composition tout ça affaire yi mu ne ma mais liggéey loolu idée la ma indi sama guitare branché joué affaire bi neex leen la ñu dugal ñun jàppee wuñ ko woon sax ni day dem day egg. far mu mujj daal di baax lool. parce que son bi à la base son Chérif ak ay ci professeur central passé di nga wax ne dafa wane du dara. sànq avant plateau am na benn
duo boo leen fi def yow Papa Sa mais dafa génne affaire bu nice boo xam ne man j'ai même pas compris. affaire yi indi boppam. waaw li may waxee mooy label boobu. li muy ñëwaat suñu plateau dafa bari liñ ciy wax te artiste xel bu dal moo koy may inspiration. parce que Dior Mbaye bi mu fi toogee wax na même chose ci label bi. Clay Hamilton tamit bi mu fi toogee wax na même chose ci label bi. ba pare en général originalité bi xam nga comme ni ñuy wax booloo mooy doole lu benn nit man 5 personnes ko ëpp. originalité bi bañ na ba am na benn clip bu Chérifou def ak Clay Hamilton tu vois xam naa professeur su ko gisoon boobu moo koy gën a neex. parce que l'africanité bi waa yére olof yeeg couleurs yi vous avez joué avec des couleurs. tout à fait léegi man. xam naa ne aw ma question xam naa ne maa xujja xam naa ñooy mujj bokk waa guitare bële waa. ñu njëkk a bokk bu ànd laay pare mu bokk guitare gi. non moom suñu la bokk. maa gis sànq ba ñuy dóor ñoom ñaar. waaw dama nekkoon ci ginnaaw. waaw léegi dañ koy daal dóoraat. waaw parce que noonu baax na ay ca kon nag ñu bokk ñoom day weer wi comme sànq am ngeen seen parti ba pare. di ba am single bi la ñuy may. en tout cas daal comme weer wi seenu weer la ñoom jigéen ñi te noonu lañ ko bëggee ay ca am di defal. voilà son ma génne bu bees bi moom mooy waye di. waye di. waaw mooy waye di. waaw ma xool looy wax ci waye di. waye di dama ko bindoo ki nga xamante ni da doon caaxaane jalam bi quoi. xam nga des fois ni nga nekk nit. muy def lu ne ci yow. mais doo gis lu muy def. nga jàpp ni gel bi dof la. parce que góor moom xam na ko ne xam na góor la rek. mais am na lu nga jël exemple gel. non am gel rek bu wayee di ci boppam maanaam gel gi rek ak wayee di la. fonk gel ñëpp laa ko jëlee quoi non doo jël lu gën a way comme wayee di ngay wax. man maa wayee di quoi. ah yow yaa wayee di allez si doxal. parce que maa ngi seet naa ci ku ne gisuma fa ku mel ni yow xool naa ci ku ne chéri yow mi doo seen morom yaa ma tàmmaloof ba ma jox la sama xol tey gisatuma la namm la chéri sama gâteau chocolat fraise yow xam nga ni bi nga demee ci la wayadi maanaam ki fu ma koy jëleeti chéri man yaa ma daan wettali ne la watuma ba bidanti bi nga demee ci la wayadi maanaam ki fu ma koy jëleeti oh yeah baby you are my life give me your love you are my candlelight xaaju guddi baby nelawuma man de namm naa la chéri manqué nga ma xaaju guddi baby nelawuma man de namm naa la Zeynab dañ daan bége ba fajar di kaf di ree tey bi nga demee la xam sa njëriñ ci ma jërëjëf Amdi Rijaal merci jaajëfal la bu baax a baax Amdi xam naa ma bàyyi la nga joxe kàddu yi ngay tàggatoo. waaw kàddu yi may tàggatoo mooy que ni di kontaan rek macha allah quoi di bi ci émission bi parce que plateau bi mun naa ne moom jamono yi di question ségrégation nag quoi bu ma kenn mere mais plateau yi ma jaar yëpp ma ni bii moo ci dàq. parce que bii moom jëlee naa fi xam-xam jëlee naa fi échange. en plus question yi ngeen ma posé macha allah quoi nekk na ay question yoo xamante ni yu neex a tontu la question yu jara yoo xam ne j'aime bien quoi di nuyu sama waa fans club rek parce que ñoom ñëpp lépp ñoom la ñooy jàpp ci affaire yi macha allah gars yu baax di nuyu ki nga xam ne moo di Lalista di jàpp ci sama affaire publication yeeg affaire yooyu ay ñoom grand Akim di nuyuwaat waa Rock Team Music tamit ñi nga xamante ne tey lépp li ma am nii ñi ci côté émission yeeg yooyu yëpp ñoom la ay leader Cheikh Tidiane Ndiaye leader moom tamit macha allah mi ngi jàpp ci liggéey bi
ay ñoom Ams xam nga kulim juum daal. waaw ay Kaba film mi nga xamante ni moom moo réalisé sama vidéo bi. merci moom tam maa ngi koy nuyu. jërëjëf nuyu sama waa famille yi nga xam ñoo ma poussé ba ma toog fii ma toog tey tamit. nekk musicien ñi bàyyi ma ci. jërëjëf donc voilà. jërëjëf am di rijaal ñu jaajëfal la bu baax ci ñëw gi waaye li nga indaale ak waxtaan wi yëpp ñoo ngi ciy bég bu baax a baax di la encouragé bu baax di rafetlu waxtaan wi nga xam ne moom lañ fi jot a def jaajëfal bu baax a baax itam chroniqueurs yi ak chroniqueuses yi ni ngeen womate waxtaan wi ba mu agsi ci jeexital bi amatina solo ni mu ko baaxoo amee yàlla nañ ci bokk jariñu ne loolu rek mooy suñu yéene ñun tam wax dëgg yàlla kuy wax ku ne ku ko déglu la bëgg ku toog ci télé bi itam effort bu ne mu def ko ku ko seetaan na ko tax a jóg waaye yooyu yëpp na ànd ak li ngeen di xool ngeen am ci njariñ yitte woo nañ njariñ leen lool moo tax luñ gis ne amal na leen njariñ ci média yi ñu jël ko indi ko ci Access Média teg ko ci taabal ji tiim ko di ko jéem a jàllale ndax média njariñ daa bokk ci li ko tax a jóg mbokk yi cant ngërëm ñeel na leen lu jiw a jeexul jógu fa ñu dig leen daje ëllëg insha allah